macha allah mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ci saa su ne toujours ñu nekk ci séance de consultation ànd ceeg le roi médecine traditionnelle du monde yaakaar naa ne xale bi ngeen gis nag xàmmee ngeen ko ci écran bi keroog bi le xalif général ñëwee le roi médecine traditionnelle du monde yaakaar naa ne bi muy jàkkaarloog moom ci suuf gis nañ ni mu def macha allah bi mu jàkkaarloog moom ci bëtam yu tedd yi daf ko bañ a xool ñu taxaw sëriñ bi insister mu daal di daanu ci suuf daal di tëdd di direeku macha allah mën naa ne jënn bi di direeku ba génn te xoolul mu nekk li nga xam ne lu yéeme ñu ngi koy doog a gis fii kër xalif général mu nekk nag lu doy waar daal di daanu ay mbokkam yëpp taxaw di génn boppam ba ci buntu kër gi te xoolul benn yoon ba ci tale bi te xam nga lu ñuy wax ci saa su ne xalif général day may jinne mu jël tempsam def li muy def ba pare mu doog a ëlbati ko jublu ci yow jinne bi génn xoolul ba ci tali bi comme ni mu koy waxee ci saa su ne dafa jublu woon pour xam ne bu jàkkaarloo xalif général tey bëgg a rey xale bi maanaam rocceeku taxawee fee ci xam-xamam ci moom li mu gis macha allah ndax ñun suñu dimension yeggul foofu gis ngeen nag tey démb gis ngeen dafa bëri liggéey ba tey la ñu mujjee dugg si mi ngi noonu daal di dugg si ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waajuram ñu bàyyi rek ki nga xam ne moom mooy xalif général ñu daal def li nga xam ne moom mooy consultation bi sëriñ bi ñu ngi lay nuyuwaat di la ziar di la jox sa wàccuwaay. waaw soxna si ñoo ngi lay nuyuwaat di la ziar bu baax a baax li ngeen jot a gis démb gis ngeen mu nekk lu doy waar loo xam ne musul am ngeen gis xale bi jinne bi ko topp daal di koy daaneel bërënguloo ko ba génnloo ko ci tali bi te démb maa ngi dégg ci seen wax naan bu daanoo daf koy bëgg a tëbloo sax étage ak yow tamit lanu xale bu nga man maay yaayu xale bi waaw kii sama mag la nijaayam la waaw papam daa wàññeeku bi muy wàññeeku moom mi ngi am juróom-benn at man maa des ak ñoom léegi damaa tukki woon dem dëkk ba léegi moom mu nekkoon kër ga bi ko affaire bi bëggee sonal ci la dem ci sama mag góor bi man damaa ñëw sax fekku ko fa keroog dimanche bee passé laa soogu ñëw sax di ko seeti foofu waaw léegi jeudi bi mu woo ma ci guddi ne ma dafa daanu da koo sonal ma ne ko mu ne ma defe ne comme ni mu daan daanoo kër ga. boobu mooy première daanoom wala daanu déedéet day daanu kër ga. bu daanoo moom mbedd ma lay wuti moom comme ni mu def keroog nii bu daanoo rek mbedd ba lay wuti xanaa kay ay xale góor a ma ciy jàppale. jàppale ma ci noonu ba mag ji di ko sotti ndox noonu ñu koy def diw ay laaj ak yooyu comme niñ ko fasalee nii léegi ñu koy ñaanal ba yàgg nga gis mu dal mu nelaw bu jógee sax mooy tànku ndox dem sangu dellu si ñëw tëdd waaw waaye bi yoon da koo gën a sonal parce que sa mag bi nee na mercredi bi dafa daanu ci suba ci ngoon gi mu daanu jeudi bi encore dafa daanu ci suba ci ngoon gi mu daanu ci lañ ma woo wax ma ko ci ngoon gi ma ne naa xëy dem liggéey bu ma ñëwee ma daal di fay dem ma xëy wootewaat sama ginnaaw ci sama portable magam ki ko nàmp jox mu ne ko sama yaay daa xëy mu ne ko booy ko gisee nga ne ko mu ñëw léegi bi ma fay ñëw sax ay 5 heures yooyu la jëm 6 heures damaa yegg si toog tuuti rek mu daanu te daanu woon na ci yóbbu feneen ci yeneen sëriñ mu fayet mosuma ko yóbbu ci déedéet mosuma ko yóbbu feneen ngeen dafa xam Thierno moom sama mag ji moo ko xam waaw moo ko xam waaw nan nga dundee lii nga yor sa doom muy daanu yore métit muy jigéen di daanu yu métti metti na lool waaye nag ñàkk pexe soo amul li la gënal dangay jàpp rek ci li fi sës dama daan toog rek di ko muñaale metti na lool ndax aw ma wéeruwaay moom mii njaboot na moom it xam nañ ne jamono bi metti na méttiwaay boo xamante ni kenn ku ne yaa ngi tal sa bopp moom di bëgg na maa dimbali waaye loxoom jotul ginnaaw moom it te yor na këram bëgg na caa joxe léppam man it mënumaa wéeru ci moom il faut que may jéem a taqale di daw sam bopp même bu méttee sax damay muñ su ma amul sax damay muñ di xaar yàlla moom mi ngi nii toog du ma ko woo ba ne ko lii ñàkk naa ko ba lii aw ma ko waaw waaye
ci moom rek su ko defee moom tamit daal di koy laaj comme que moom moo nekkoon ak xale bi sëñ bi yow tamit ñu ngi lay nuyu di la ziar gis nga li nga xam ne moom mooy sa jigéen loolu la wax ci doomam bi nga xam ne day daanu te yow tam mën nga ñu fi indil ay leeral kon ci yow la nekk. en fait bi muy ñëw kër ga boobu mooy comme ni nga ko waxee dafa voyagé mu ñëw ak benn magam gunge si magam bi ñëwee dafa une semaine après ñu dellu Malika bi mu delloo Malika xam naa mu gis na que affaire da ko sonal bi mu dellu siwaatee ñëw kër ga ma ne bon ma naa ko bàyyi parce que nekk na fa ak ay moromam xëy na fii lay gën a amee épanouissement donc ma bàyyi ko fi ba benn jour ma ñëw ñu ne ma dafa daanu non dafa fekk na ma fa waaw mu daanu. ci première fois mu daanu yow nan nga ko gisee. bon ni ma ko gisee yërëm naa ko parce que ni mu doon kii di agité wu yërëm naa ko trop. non waxul du kii du wax day agité wu ni muy agité wu noonu lay agité wu mujj gi dañu tëj bunt bi pour mu bañ a génn. bu mu gën nga ko pour yóbbu ko fenn yow mi mu nekkal. en fait pour dire la vérité bi mu jógee noonu après quelque temps mu génn dem Malika bi ma wàccee di laajte waaw bi ma wàccee di laajte ñu ne ma dafa dem kër yaayam nee na day jëli ay yëram léegi ma woote foofu bi ma wootee mag ji ne ma ah moom de ñëw na jël na ay yëram nee na mu ngi ñëw ma ne ko gisuma ko ba ci ëllëg sa ma xëy mu wàcc laajte ñu ne ma ñëw na waaye dafa génnaat noonu laa toogee ba si yàgg après bi ma wàccee dama ñëw sangu añ tëdd di noppale ko sama doom jóg yu ñëw ak portable bi ne ma papa wuyul ay sapeur pompier la ñu waaw ndekete dafa génn Kër Massar la ma sapeur pompier bi wax ne que dafa daanu ci mbedd mi ci Kër Massar donc bi mu kiyee noonu ma ne ko mu ne ma dafa koy yóbbu hôpital ma ne ko bon yóbbu ko hôpital bi la gën a jege comme ça man maa ngi ñëw ñu daja foofu ma ñëw ma fekk ko fi hôpital boobu bon joxuñu ko garab joxuñu ko dara dañ ko kii ba mu calmé wu moo ñëw fekk ko fa waaw médecin bi na ma il faut nga gis benn neuro moo koy mën a kii waaye bon mun bindal benn papier pour ma dem hôpital Fann ma ne ko mais hôpital Fann dafa soxe mais guddi gi nii mu ne ko yóbbu guddi gi nii ma ne ko hôpital Fann dafa soxe. mais foofu ni nga ko fekkee hôpital nan la doon def ak yooyu. yeewu na calme na yeewu na ma ne ko bon xaar ma d'ailleurs sama mag sama jabar ñoo ànd. kon yow nan nga def ba xam Thierno Moule tamit da nga ko doon suivre. bon Thierno Moule bon suivre ma ko mooy bu tout récemment daanu yi muy daanu répétitif mu kii trop laa jaaxle xamatuma donc benn xale moo ñëw ñu dëkkal ñoom ñoo ñu doon dimbale. mu ne ma xam nga Thierno Moulay Sow ma ne ko non kooku xaw ma ko rek mu ne ma set ko ci YouTube bi ma jël sama portable tapé gis kii bi le premier fili kii bi ma ab vidéo bi ma kii mooy bi muy kii avec un monsieur bi jóge France boobu laa su voilà ba mu ne woon moom moo doon sonal ay waajuram ay kii famille am voilà exactement voilà boobu je l'ai suivi bon vraiment instant boobu xawma woon et puis je n'avais pas la tête tranquille pour pouvoir avoir la tranquillité de suivre tout ce qu'il faut donc ma ne bon comme que noonu la nañ ko kii ba mu dal nga ñëw léegi j'ai vu sur la bande annonce ñu numéro yi ma jël numéro yi ma woote avait bon y avait une partie boo xamante ni dañ ne jour samedi je pense moom mooy pour extérieur je sais pas moi j'ai pas compris. samedi dimanche lundi mardi ouais non
pour les appels je veux dire ok léegi ma woote ñu ne ma waaw ñëwal ci laa ko dugg andi ñu ñëw fii. mais bi nga yegsee noonu nga gis Thierno Moule Sow bi mu ñëwee par rapport defe naa yi fi ngeen yendu ci kër gi mu toog calme ba Thierno Moule dugg si du garab du li nga xam ne moom mooy saafara du dara mais bu Thierno Moule dugg see en personne ba xool ko ngeen gis réaction am ak ni mu daanoo wàcc di direeku loolu nan ngeen ko gisee nan ngeen ko jàngatee. bon c'était quelque chose boo xamante ni bon c'est étonnant et puis je sais pas comment expliquer ce phénomène boobu doy na waar trop doy na waar bon déjà bu muy kii ak ni mu sotee bi muy kii je le maa ngi doon suivre dafa jóg ci kaw sauter crier dogee daanu waaw ba tey xoolul ba muy dem ñu koy suivre ba ci tali bi bon j'avais tellement de pitié pour elle et surtout il y avait un moment bi ñu génnee Thierno ne leen andi leen bâche bi voilà andi leen bâche bi c'était à côté bi ci trottoir bi il y avait aussi de l'eau tu vois ma xam ne que bon mu ngi sóoraale affaire boobu bi gardien ma ne ko bon lal ko foofu ok mais quand même j'avais pitié. mujj ko lal sax mujj ko lal waaw. orienté ba wàcc exactement. mooy bërëngu. voilà bon c'est un phénomène boo xamante ni bon c'est inexplicable. Inexplicable parce que on peut pas connaître on peut pas savoir tout ce. ci bi nga xam ne mooy entrée bi ak légal rek. ñu jëflanteeg sa jàppaat nan nga mën a wax askan bi dañ seetaan ci li nga xam ne. je vois un homme boo xamante ni yàlla may na ko. et puis c'est pas facile pour dire à tout le monde et puis di wane sa liggéey di ko wane à tout le monde pour dire que je fais ceci et puis mu doon lu wóor lu dëgg ok. donc c'était la première chose boo xamante ni jàpp naa ko bon c'est pas tout le monde qui ose même sax ñi nga xamante ni ñu ngi wax dañ koy def dafa am lu ñuy làq dafa am lu ñuy làq ci ginnaaw. ñu ne dañ koy def di faj daal comme li leer lu ngeen gis fii gisu leen ko fee. exactement non macha allah kon nag am na solo comme ni mu ko waxee am naa dañuy delloowaat kii léegi da nga koy laajte ak booy alku yooyu. ñi taxawoon doon wax lii théâtre la. lii théâtre moom la leen mën a wax. comme ñi taxawoon à côté ñu jógee ci géej gi maanaam ñooñu duñ leen considérer sax comme nit ñi naan lii théâtre la en tant que yow ngeen di sa jarbaat mu feebar di direeku ngeen gis ko muy def li nga xam ne macha allah amul nit luñ ko mën a dindi ñu taxaw naan xanaa lii théâtre la ñooñu nga lan nga leen di wax. exactement c'est pas quelque chose boo xamante ni dañ ko préparer da koy génnee ñun ñi nga xamante ni fekkee nañ ko fi on connaît la réalité pour ceux qui sont en dehors gisuñu xamuñu lan moo tax il faut pas di kii attention ci ñoom quoi prêter attention à ces gens-là ok depuis vendredi bu ma doon prêter attention à li ñuy doon wax hein je serais pas là aujourd'hui ok donc ni mu ko gisee ak ni ma dégg ci moom donc je crois que ñëw na dans un moment dans un milieu boo xamante ni kii na voilà. koy seetaan tamit gëmoon nga à 100%. C'était pas à 100%. Voilà, bi may gëm à 100% c'est pendant que je suis là. waaw ok c'est important. Ouais. mu réagir ci nga gën a gëm. Ouais. Pendant que je suis là et que je vois. Ouais, parce que looy gis ni te demuloo. télévision bokkul ak li nga xam ne da nga ko dund. réalité bi c'est pas la même chose ok.
macha allah kon nag am na solo bu baax a baax li mu jot a dégg comme wala kaanay ni ko sëriñ bi waxee ñu naan ay théâtre te nit ñi nekk ci li nga xam ne lu doy waar xale bi jinne dugg ko mu daanu di bërëngu ak loolu yëpp kon nag yaakaar naa ne wedd gis bokk ci dañuy bàyyi rek ki nga xam ne moom mooy le roi médecine traditionnelle daal di def li nga xam ne moom mooy liggéeyam. wax na ne sax moo yàq njàngam. yaayam waaw wax na ko parce que nee na xale bi da doon jàng mais jàngatul ah. daa doon jàng mi ngi nekkoon CM ba waaye day daanu léeg-léeg day dem école sax mu daanu biir école ba kooku sax xam na mbiru kii bi nu muy demee noonu waaye xam nga moromam élèves yi mu fa nekkal duñ ko comprendre waaw léegi ñaari yoon saa yu ko dàqee moom ndeysaan bëgg na jàng bi su ñëwee toog tuuti semaine mu ne yaay damay dellu ma ne ko bul dellu mu ne ma yaay damay dellu mu dellul boppam. lay daanu classe daal. waaw léegi ba ñetti yoon nag mu ne mu mujj yebal nit nag ne ma naa ko téye bu mu dellooti kan musée bi. professeur directeur bi ci boppam. directeur moo ne na xale bi toog bu mu ñëwati. moom moo la wax na xale bi toog bu mu waaw ñëwati. bu mu ñëwati waaw. kon xale bi bëgg na mais bu demee. waaw te kon day sonal moromam yi mu bokkal classe parce que bu daanoo dañuy daw ñoom ñëpp tasaaroo. loolu moo tax. xam nga loolu yëpp dafa baax leeral. kii quoi. daf ma ni tonton ce que je veux faire dama bëgg a def benn formation gendarme. ma ne ko formation gendarme. fan la arrêté. Lucinda ban kii classe nga amoon. 4e. actuellement du moom moo nekk noonu li mu àndal moo nekk ak moom noonu. d'accord ñëw na ko ne. donc ma ne ko bon yow attends il faut que tu sois soigné nga ñu faj la ba pare léegi lu nga mën a def lu nga ko def xale nga demaguloo fenn amaguloo dara loo ñàkk ok le reste après on va voir ce qu'on pourra faire ok c'est ça. ngeen doy na waar comme li nga xam ne directeur école bi moo dem ba tere ko ne ko demal nga toog ndax daanu yu métti yi. comme yaayam bon yaay ji comme ni mu ko waxee ñoom seen papa dafa teel gaañ ñu génn àdduna moom moo nekk xale yi donc famille jëkkër ji ñu bàyyi ko xale yi. bàyyi ko xale yi moom mooy jóg di démerder ok man tamit sama rakk la. mënuma ko bàyyi ci yenn situation yi mënuma ko bàyyi sincèrement bon am na yenn yoo xamante sax bu ma koy wax sax damay j'ai des larmes aux yeux ok donc cause pour laquelle ma ne kii dinaa ci def lu ma mën comme que yàlla jubla na ma ci sëriñ bi donc on va pouvoir de notre mieux et voir ce que le bon Dieu nous donnera comme résultat. merci beaucoup dégg ngeen noonu kon nag kàddu yi leer na naññ yaayam wax na li nga xam ne moom mooy nijaayam wax na bu demee école day daanu ba finalement directeur bi daf ko mujjee ne demal toog mu nekk xale bu bëgg jàng comme ni ñu koy waxee ci saa su ne gis nañ fi démb ku doon daanu di daanu ba mujj gi ay parents ñoo ko ne dañ koy génnee école sëriñ bi daal di insister ba kooku macha allah yàlla dimbalin ko ba mu jàng ba ñëw indi fi li nga xam ne mooy passeport am mu war a dem jàng ci Europe kon nag ci saa su ne kon nag jinne yi ñooy ruube yu mel noonu kon dañuy delloowaat sëriñ bi rek li nga xam ne moom mooy kàddu gi. waaw macha allah ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi salaa salaam waaw dégg ngeen yaayam wax na nijaayam aussi wax na gis ngeen démb kaa bi nu mu demee ba ma ñëwee vraiment ci kër gi macha allah ngeen gis ne jinne bi ñemewuma xool ba tey nii mënuma xool macha allah ba ma commencé di ko jege siggiwul sax xool ma ci la tëb moom ba ma koy jege moom xooluma de. waaye jinne bi moom ma doon xool mais moom xooluma ci la tëb ci kaw tëbaat ci kaw rek daanu ci la noonu direeku ginnaaw gëmm bët yi direeku ginnaaw orienté boppam ba génn ba ci kaw tali bi comme ni ko nijaayam waxee mu nekk jamais vu lu doy waar parce que dama ne nañu ko bàyyi ñu xool fan la ko jëmee ñu topp action ci lañ ko toppee noonu ba mu génn ci mbedd bi ba comme nu mu ko waxee ma ne Konaté dawal indi baas bee sax parce que fii dafa xaw a gudd territoire bi dafa xaw a gudd tuuti maa ngi doon ragallu sax mu daanu gaañu mais gis nga ci la orienté ndànk ba bërëngu ba ci diggi tali bi pour éliminer xale bi ñu baare oto yi macha allah
ñu baare oto yi ñu gis ne léegi moom egsi na ci tali bi lu mu bëggoon amu ko mu bërënguwaat di bërëngu ci lañ fexee xajal oto yi ñu dem ay booy yi nga xamante ne ay walaa kaana la ñu alku nag Jóob sax daf ko nakarlu ma ne ko jarul nakarlu parce que ñoom benn ñemewuñu bu ñu ñeme woon dañuy ñëw suñu biir wax boobaa di nga gis lu metti waaye toll fu sori ne ay théâtre loolu duma la tontu ndax boo ñemee da ngay ñëw jàkkaarloog Thierno Moule nga wax ko dara nga xool fa ngay xamee li lay xaar foofu la ma ne Jóob jarul tontu ñoom fexeel nañ ma jéem nañ ma fi jëlee mënuluñ ma dara seen xol yi day bon bu ma wootee fii ñooy njëkk a ñëw bu ma wootee pour joxe dara ñoom ñooy njëkk a ñëw seen waajur yi ñoo fi njëkk a ñëw kon man du ma leen tontu ma ne Jóob loolu jarul na xari même Konaté macha allah même yaatu ma ne loolu jarul na xari ndax bu ma wootee seen waajur yi ñooy njëkk a ñëw jël si kon fii lañ daan dogoo sax waaw ma ne noonu kon ñoo jaruñu tontu dèjà bu ñu waxoon waxu ñàkk teggin nga xam mais waxuñu xam nga ku toll fe yor làmmiñam di ŋàppeeku naan ay théâtre kooku doo ko tontu mais bu ñu waxoon waxu ñàkk teggin ñu xam waaw ñu xam mais xam nga waxu ñàkk teggin dañ ne affaire théâtre ne hoo ma ne li ñuy jaruñu topp ndax maa ngi def luy dagg seen xol yi liy dagg seen xolu yaay ak seen baay yi te mënuñ si man dara ma duna ca wax ñu dugg si kër gi macha allah ñooñu duma leen tontu mais bu ñu ñemee woon dañuy ñëw toog jàkkaarloog ñun wax ma dara nga xool dinañ leen defal bagage lu ñuy ci bañul duñu ko ci bañ parce que ragaluñu xam nañ dëkk bi xam nañ loi xam nañ yoon duñu tooñ waaye tamit dooñu fekk suñu kër wala suñu biir nga tooñ boobu day métti lu mu ko laaj ñu jar ko waaw ndax ragaluñu duñu tooñ duñu violer loi waaye tamit dooñu humilier dooñu tooñ loolu duñu ko def lu mu jar ñu jaral nañu ko macha allah ma ne Jóob loolu moom jarul topp léegi nag macha allah gis ngeen mbir yaa ngi noonu pour leeral rek foofu noonu noonu la mais genre yooyu booy yëpp dañuy alku parce que nit ki boo ko xamoo da ngay maandu am na ñi nga xamante ne soo leen jéemee kii rek da ngay sànku da ngay yàq sa life kon nag macha allah defe naa ne leer na léegi nag dégg ngeen xale bu jigéen bi ku bëgg a jàng la directeur bi tamit jéem na comprendre essayer waaye après mënul continuer parce que su daanu école ba xale yëpp dañuy tas dañuy tiit loolu xam nga mun na dem ba yàqal ko école am ci la yónnee ci yaayu xale bu jigéen bi mu ne ko léegi mën na arrêté toog comme li nga wax démb xale boobu noonu yor passeport bi am visa bi même cas la rek waaw papam dafa dem ba ne ko mu arrêté jàng bi parce que dem na ba gis na jàng bi demeetul noonu mais bu mu ñëwee fii ma ne ko non bu mu arrêté waaw moom ak beneen sëram ma ne leen bu ñu arrêté ba tey macha allah yàlla def na ne vraiment ba macha allah bientôt mardi bii gannaaw suba lay dem tukki am na bagam ñaanal leen pré-inscription am visa am waaw kay mooy comme cas yi rek léegi nag yii moom ku ciy wax leen rek da ngaa xamul dégg nga nijaayam nee na seetaan na ko mais bu mu ñëwee fekkee ci la gëm parce que mbir yi neexul gëm te xamoo ko ndax c'est la première fois histoire du Sénégal sëriñ buy taxaw di wax ak ay jinne di wax ak ay dëmm loolu amu fi kenn loolu nit ñi xamuñu ko suñu ko xamee man maa tax ñu xam ko parce que man maa ko wone waaw loo xamul nag macha allah mun nga ko bañ a gëm da lay jaaxal mais dégg nga nijaayam dèjà moom fu mu mun a dem léegi si àdduna bi su taxawee nit wax dara ci Thierno Moule Sow defe naa ne moom mooy taxaw vasel ma wax parce que démb fekkee na jarbaatam lu mu def te gis na ne jarbaatam bi lu mu daan def ci kër ga di daanu mais démb dafa def lu gën a pire loolu ci biir kër gi macha allah moo tax ñuy def di wane nit ñi pour yee askan bi pour dimbali nit ñi ndax ñoom tey loolu la ñu seetaan ñu ñëw tey bu ñu seetaan woon vidéo yooyu noonu du ñu fi ñëw rawatina ki artiste bi jóge woon France ñëw fi gis ngeen am jinne bu koy yàqal bi koy daaneel moo tax vidéo yi dafay sensibiliser nit ñi daf leen di dimbali daf leen di jàppale parce que lii dafa baax pour nit ñi yeewu xam jinne yi li ñuy yàqal nit ñi ak li ñuy sonal nit ñi gis ngeen xale bu jigéen bi ba tey découragé wul moo ngi bëgg a def formation sax nekk gendarme kon xam ngeen ne kii jànga ngi ci xolam réussir moo ngi ci xolam waaye li mu àndal munu ko bëggul mu réussir parce que saa su ne di ko daaneel ci digg nit ñi di ko humilier ci biir nit ñi gis nga démb fii lu mu def lu yéeme la moo tax nii li ñuy def nii di faj ci wane en direct loolu dafay jàppale nit ñi tey loolu moo tax ñoom ñi ñëw fii ak ñi fi toog ñëpp fees ci kër gi loolu moo leen fi indi tey bu ma yoroon sama xam-xam di faj ay nit du ma ko wane du ma ko filmer mais nit ñi du ñu xam bay ñëw du ñu mën a xam mais déjà moom loolu la seetaan ba pare mu ñëw tamit gis jarbaatam def ay mbir yéeme
ah loolu c'est grave léegi nag loolu leçon la loolu day jàngal nit ñi moo tax mbirum jinne ak rab boo ci xamul mandul parce que lii c'est la première fois yoon bi maa ko ubbi buntu bi maa ko ubbi man maa njëkk initier lu mel nii maanaam di faj en ligne di wane direct ñëpp di gis di wax ak dëmm di wax ak jinne yi loolu amul musul am Sénégal musul am liñ daan dégg gars yi dañuy def ay rokon di wax ak jinne huuhaa mais Thierno Moule deful loolu Thierno Moule day ñëw jinne bi bu ko gisee daanu yuuxu mu tuubal ko mu dugal ko ci l'islam jinne bi bu bañee mu duma ko sonal ko mais voilà démb hier y a beaucoup de témoignages ici ay xale ñu mel ni moom ay kalaasam démb ñooñu xale yu jigéen ay kalaasam lañu. ñaari Aysata yi ay kalaasam lañu mais même cas bi la rek macha allah kon nag boo xamul dara da ngay noppi boo nekkee nag xare bu yaradiku nga song ku mel ni Thierno Moule Sow moom da ngay alku ci saasi da ngay alku wala nga nekk mag bu yaradiku nga song ku mel ni Thierno Moule Sow fa ngay jaar pare. kon discipline yaru dafa baax teey ak yaru loo xamul xamoo nga ne teg mais moo tax rëy làmmiñ ñëw ci mbooloo di bëri wax da ngay saraxe sa bopp rek waaw loolu la kon nag yar dafa baax ak respect kon nag macha allah su ko defee loolu dafa baax man sama lépp dama koy filmer nit ku ñeme boppam gëm lu muy def filmer déjà ba muy dugg léegi dama ne Alseyni waroo ko dugal te filmer wuñu parce que man li may def dama ko xam dama ko gëm dama ko maîtriser macha allah dama xam li may def moo tax lépp damay filmer parce que filmer bi tamit baax na day tax nit ñi yeewu day jàngal nit ñi waaye nekkul dañuy filmer nit ñi pour toroxal nit ñi wala mais dañuy jàngale parce que ñoom loolu moo tax ñu fi ñëw loolu moo tax ñu déplacé wu ñu ñëw du noonu kon nag su ko defee ñu def consultation macha allah boo amee looy sànni doyen ngeen sànni ci après ma def consultation bu ko defee ñu waxtaan ak mbokkam yi suñu yàlla déggoowee ñu faj ko mu mun a dellu ci ay activité am comme ñoom ñu fi jóge démb rek gis nga xale yu jigéen yooyu noonu macha allah. jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay ziare waat defe naa ne li fi am démb li tubaab di wax ne ça se passe de commentaire ñii nga xam ne ni tey ki ñu indi moom moo def démb geste bi mu def ci mbedd mi ñoom day duñ wax loolu duñ wax ne sëriñ bi xamul dara de duñ wax ne sëriñ bi mënul dara de duñ wax ne théâtre la xale yooyu di ko wax tamit buñ laajoon seen waajur wala ñu tàggu leen duñ ko wax parce que defe naa ne nit ku normal di nga jël jaaxaan di diree ko ci ginnaaw génn salle génn couloir génn buntu néeg romb bâche dem ba ca tali bi nga xam ne ni tey biñ ko fi defee pendant 6 mois am na plus de 17 morts. ëpp na 17 morts. ci liñ xayma rek du dëgg nit ku normal xam naa def loolu donc ñay tappale xam nañ leen ñanaan dañuy wax loo jinne toujours ñu gis ko daf ma yóbbu ba ca àll ba jël benn xaritam muur ko muy wax ci biir ñax yi ñu ne jinne lay wax am déet gis nañ ko dëgg la il faudrait pas que les gens aussi tamit vraiment ñuy maanaam gis dëgg bañ ko wax ka toog nga indi sa mbokk parce que am na lu mu àndal mu toog muy wax loo xam ne ni yow la muy wax yëpp xam nga ne lii dafa am lu mu àndal moo tax muy wax waaye bokkul ak dem ci àll ba jël benn ku mel ni doyen ne ko kaay ma jox la dara muur la ci àll bi ci ñax yi bu ma waxee nga tontu ma foofu la loolu mooy trucage mais ça c'est la pure vérité c'est la réalité c'est du palpable c'est du concret kon nag li may wax rek ne kii yàlla moo ko yónni ci kaw suuf pour mu ñëw di dox mission mission bi muy dox nag yàlla programmé na lépp am na ñoo xam ne jege nañ ko mënuñ jot ci moom am na ñoo xam ne sër nañ ko danañ jot ci moom mais yàlla mooy programmé te démb defe naa ne góor gi am 85 ans ñëw fii feebarul pattul làggewul naaxul deful dara parce que man mii di wax góor gee ma mag mais moo ma gën vision nee na ma damay daw oto damay liir te du ma takk verre dëgg la te indiwul malade consulté wul indiwul patient lu dul gis sëriñ bi et puis un intellectuel encore waaw lu dul gis sëriñ bi li muy liggéey mu fexe ba ñëw après plusieurs tentatives mu fexe ba ñëw gis sëriñ bi ñëw toog def témoignage am yëkkati nag
loo xam ne moo jiitu mooy mu jumul alxuraan. mu yëkkati ko teg ko ci loxo sëriñ bi. kaamil baa ngi ah. waaw fekkee na. vous êtes présent. waay yëkkati 500000 barkeeloo ko ne ko am maa la ko jox. waay xëj na dof la ñuy nax. ku jàngul la ñuy nax illettré la ñuy nax. mais koo xam ne dem nga à un certain niveau ci àdduna. nga xam ne yow li nga dese ci dund. li nga dund ba pare moo ëpp li la dese moo ëpp li nga dund. waay kooku xam nga doo jóg ci ay jëfi caaxaan nag. nitu caaxaan du la yëkkati. kon nag nii nga def nii la vous avez frappé à la bonne porte. li ñu ñaan kañ mooy yàlla na leen yàlla jubale ak sëriñ bi. mais xam naa ne moom bu leen yàlla jubale ak sëriñ moom engagement bu mu jël moom daf koy respecté. ba mu mat te amul kenn ku fi génn rek te sa xol sedd. démb vous étiez là. dégg ngeen témoignage les 2 témoignages des 2 jeunes filles. Vous l'avez vécu en direct. C'était pas du trucage ni du montage. ñoom ñoo wax. te elles étaient dans la même situation sinon même pire que la fille là. demoon nañ ba seen parents ñoom ñoo wax témoignage ñoom ils étaient même prêts ñu abandonner les études. sëñ bi ne bu leen abandonné bu mu bàyyi jàng de. parce que boobu gis na ne kii li ànd ak moom bu soobee yàlla bu jàkkaarloo moom dina ko dindi ba mu set wecc. xale bi gis ngeen ko bi mu ñëwee sëriñ bi sax xàmmeewu ko. non seulement elle a changé de physionomie elle a grossi vraiment elle avait un très bonne mine. non seulement elle avait des difficultés pour réussir à son bac elle a réussi c'est elle-même qui l'a confirmé. elle a fait une préinscription ñëpp xam ngeen ko période de Covid c'est pas facile en France yónnee pour ñu inscrire la elle a été acceptée mu dem demander visa ñu may ko mu ñëw dem fii sëriñ bi yëkkatiwaat démb ay garab jox ko produit vite fait jox ko cuuraay vraiment ba wax ko jox ko leneen loo xam ne sax loolu moom secret la boo xam ne sëriñ bi moo ko dencoon daanaka ko koy jox xam nga kooku ay parents dañu sant yàlla sant jëmm ji kon nag ñu ngi ñaan yàlla jubale leen sëriñ bi ba vraiment li ngeen séntu ngeen am sax lu koy seen njort jërëjëf. ñi ngi amati mbégte di leen ziar kon defe naa ni wax ju du gudd parce que dégg ngeen liñ fi jot a wax lépp xam nga nag. bu ma nee wax ji du gudd ci feneen laay waxee mooy maanaam jëmm ji toog damay wax ni li ko yàlla may ci kaw suuf ci wàllu médecine traditionnelle amul kenn lu ne fàng nag kenn du ko jeex àdduna muy Sénégal di Amérique di Asie di Australie bés bu ne nit ñi ñëw fii di témoigner Europe chaque fin du mois ñu dajale dëkk yëpp dajale ay millions di yónnee sëriñ bi addiya tubaab dafa ne toute action est motivée par quelque chose nit lu mu def rek am na lu tax defe naa ne ñoom ñi nekk Europe di yónnee seeni ay millions ay addiya chaque fin du mois parce que ñi ngi gis ñi ngi nekk ci ay xat-xat saa bu ñu oowee sëriñ bi fii lay toll waaye da leen di fekk si defal leen li ñu bëgg mooy xam jafe-jafe ci seen wàllum wér-gu-yaram mais jafe-jafe ci leeral seen yoon ñuy liggéey di am ay koppor di ci faj seeni soxla di ci dimbale seeni ay waajur di ci jàppale àdduna kon defe naa ni sëriñ boobu kenn amul fayam dem ba ci fii lay toog appel vidéo muy nga nekk ci njàqare muy def li ngay def mais ban sëriñ ngeen gis ñuy ramasser ay t-shirtam comme ay petit pain ay cuuraay volcan joni joni ay vite fait li nga xam ni 500000 lañ koy jaayee ñu koy ramasser comme de petits pains ça n'existe nulle part ba pare yemuñ ci wax mais dañu koy filmer di ko diffuser ñëpp di ko seetaan waaye nag xam nga du jamais vu léeg-léeg pour nit ki taxawee bëgg a diingat man duma ci sax wax parce que du jamais vu mooy boo nekkee à distance booy seetaan loo xam ni mosoo ko gis dans le monde c'est tout à fait normal waaye kër Alaaji Thierno Moule Sow defe naa ni boo fi ñëwee ba teg sa tànk nga xam ni nag lépp dëgg la te yàlla suñu borom ak yónnent bi ay mbiram du la jox téere du la jox xaatim bés bu ne ngeen gis ci ñëw fi ne ci diggante dund ak dee waaye ci ay fraction de seconde sëriñ bi ci baatin ci zaahir ci xam-xam bi ko yàlla may mu def li muy def kon moo tax ma ne wax ci du gudd ma dama ne mbele coow la bu pënd bi wëree ku nekk xam nga ci la mën defe naa ni y a des marabouts qui se réclamaient même du petit-fils de Soundiata Keita wala des marabouts qui se réclamaient d'être soigneurs des personnes possédées ñoo xam ne dañu doon wax ni dañuy faj jinne waaye gisatu leen ci internet bi de ñoom ñëpp
ngelaw li bale lañ leen waxuma sax ñu dem ci saako yu waaye génn nañ stade bi déggatoo kenn te Thierno Moule Sow ay mbiram dafa yéeme xoolal bés bu ne kër gi day fees bés bu ne Europe nit ñi fu ne la ñuy jóge di ñëw bés bu ne nit ñi di yónnee addiya moom xoolal tey day teg 1 2 3 ba ci kaw a kaw kon ay mbiram mooy taal bu yàlla taal rek kese la yàlla dafa taal bi taal bu yàlla taal nag defe naa ni ba àddina tukki du mas a fay loolu laa amoon lu ma ci wax kon sëriñ bi ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay di am toujours mbégte di ànd ak yow ci liggéey bi macha allah kon Abdou Aziz ñu ngi ziaraat sëriñ bi di ko jox wàccuwaayam di ko léegi macha allah dégg naa yaayam nee na xaw ma dañ ko doon defal ay laaj ak xaw ma n'est-ce pas moom la takk noonu waaw laaj nag ba ñu nekkee xale daan nañ dégg ay boo ko defee jinne dañuy daw ak bëgguñu jinne bëgguloo jinne dañuy lekk laaj sax waaw effectivement daan naa ko dégg ba ma nekkee xale ñuy wax ne ay laaj kër goo ko def jinne du fa dugg loolu wax la rek xam nga ñi ñu bëri dañ daan wax affaire jinne xamuñu ñenn ñi dañuy toog rek di wax da ngay jàng tuuti rek nga wax jinne te xamoo jinne dañuy lekk laaj defe naa ne takkal nañ ko laaj bi de defe naa ne waaw maanaam loolu xam nga nit ñi dañ daan dégg jinne rek mais découvrir ñu ko bu baax léegi nag xam nga man mii nga xamante ne ci laa dëkk ci jinne yi di dund ak ñoom man dama leen découvrir maanaam moo ngi mel ni nga def théorie ak pratique waaw théorie pratique xam nga pratique moom da ngay dem sur la terrain nga xam ak yëpp n'est-ce pas nga pratiquer lépp quoi waaw mbirum jinne nag noonu la macha allah jinne dañuy lekk laaj waaw tellement loolu la takk nii mais teewul ba tey jinne yaa ngeek moom léegi nag macha allah ñu def séance consultation suñu paree ñu wax leen naka ngeen di joxe pour ñu faj ko ci kàttanu yàlla n'est-ce pas waaw loolu la quoi parce que waxtaan yi leeral yi tamit daf ci am solo waaw loolu la quoi. non baax na mën nga bàyyi na nga moom ba mu dugg see ba tey nanguwuma xool nga ne nu mu tudd ah Lucie Lucie waaw parce que instant bi du moom Lucie instant bi du moom du sa jarbaat ngay dóor ngay tàpp nii ki ngay tàpp du moom shayatin bi la li nekk ci moom la waaw maanaam du ki ngay kii c'est kii yow la kan c'est kii yow la kan am micro bu jege nga ne lu ma lay laaje yow la kan nga ñëw toogee nii yow la kan waa nga ne lu ma lay laajee yow la kan wax nga kay mu def beneen bi batterie yow la kan yéen ba mu daanu kër ga daan na wax wala daawul wax ok léegi yéen a ngi dégg daawul wax ok c'est bon dafa daan daanu rek mujj gi sax dañ doon kii gémmiñ gi nii pour mu ubbeeku pour ubbi gémmiñ day fermer kepp waaw dañ doon bàyyi xel tamit pour làmmiñ bi mu bañ a màtt làmmiñ bi voilà ok nga loolu yëpp dafa jar laaj soo nit ki indee malaatam nga laaj nan la daan dundee ak kër ga pour ñuy seetaan xam loolu dafa am solo léegi dégg nga laaj naa ko noo tudd yow la kan mu nekk di ma catal
ne ma lu tax nga may laaj man la kan waaye nag xam ngeen maa ngi ñoom fii maanaam suñu waxtaan du yàgg waaw xam ngeen loolu maa ngi suñu waxtaan du yàgg léegi nag dinañ ko déglu ñu xool bu waxul ñun xam nañ ni ñu def ak moom parce que nag actuellement du nit ki li mu àndal la waaw yaayam a ngi toog ni nijaayam aussi moo ngi toog macha allah waaw yow la kan. man waaw. jarul laaj. jarul laaj. déedéet. lu tax jarul laaj nga ñëw sama biir kër ma naan la yow la kan nga ne ma jarul laaj. ñoom ñoo ma fi indi. nga ne. ñoo ma fi indi. ñoo la fi indi. waaw. ñan ñoo la fi indi. ñii toog. ñii toog. waaw. ñii toog sa lan lañu. dañ maa nax. ñii sa lan lañu. xaw ma leen. xamoo leen. déedéet. dégg ngeen xam nga actuellement kii yaayu xale bu jigéen la kii nijaayam la nee na xamu leen effectivement xamu leen ndax du seen doom mooy wax effectivement seen doom waxul parce que nga jàkkaarloog sa yaay nga ne kii xamuma ko nga jàkkaarloog sa nijaay nga ne kii xamuma ko xam ngeen ne du seen doom mooy wax kii wax ki kooku mooy kan kooku mooy ki nga xamante ne mooy kii ruube c'est important waaw nga ne yow la kan. jarul laaj. jarul laajte. waaw. nga ne dañ laa nax. waaw. nuñ la naxee ba indi la fi. dama kaa dóor. da nga dóor kan. ku jigéen ki ñu ne dañ may yóbbu hôpital yóbbu ñu ma hôpital. ah da ngaa dóor ku jigéen ki. waaw. te ngeen nee na dafa dóor xale bu jigéen bi. nee na dafa dóor xale bu jigéen bi defe naa yaa ngi déglu kon xam nga ne actuellement seen sa jarbaat waxul ah sa doom waxul n'est-ce pas nee na damaa dóor xale bu jigéen. waxata loolu. bi ñuy ñëw nijaay ji dafa ne hôpital lañ jëm waaw bi ñuy ñëw dañoo wax ne hôpital la ñuy dem waxuñu ko fii lañ jëm si. waaw moom ñun daal bi ñuy génn ci kër gi rek dañoo ne hôpital lañ jëm. c'est vrai mais loolu maa leen ko yàgg di wax ma ne leen boo leen di ñëw ci man ngeen yor lu mel nii bu leen wax ne ci sëriñ bi laa jëm parce que boo leen waxoon ci sëriñ bi laa jëm dina leen empêcher pour ngeen bañ a ñëw soit mun na daaneel oto bi mun na panloo oto bi mun na indi ay ñurgu ñarga ba nga xamante ne yéen doo leen fi ñëw mais nit ñi ñoo ngi may déglu déjà moom kon nijaayam bi déglu na bu baax li may conseil nit ñi booy ñëw ci man booy indi malade yi mel nii ñi nga xamante dañu am ay rab am ay jinne dëmm bu leen ne ci Thierno Moule laa jëm nax leen ba ngeen dugg ci kër gi ndax bu ñu xamee ne fii nga jëm dofuñu tey ku xam ne boo demee fee dana tàng ci yow jër doo fa dem n'est-ce pas waaw kay léegi yow daal dañ laa nax ba indi la fii. waaw. aha waaw mooy sa pexe jeex na léegi xale bu jigéen bi lu ñu ko takkal ci tànkeeg ci loxo yi loolu lan la. waaw lii mënalu ma dara. loolu lan la. laaj. laaj la mënal na la dara. déedéet. dégg ngeen lan laa fi wax sànq dèjà kon ñiy jël laaj yi dinaañ dañuy takkal nit ñi jinne du dugg kon dèjà jinne moo xaw ma dëmm moo xaw ma jinne naa bàyyi mu waxal ci làmmiñam leeral nee na laaj mënalu ko dara te kon li ñu ko takkal ci tànk yi moo ngi mel ni kuy bëre laaj la macha allah kon xam nga léegi-léegi wax naa leen lii mënalu leen dara xam nga wax naa ko moom confirmé na loolu léegi yow lan nga. pour man ñi se ah. man. waaw. jaan. jaan nga. ak lu. ak lu. waaw. ak lan. jeex na. mais démb wane na ko démb li mu doon def tëdd loolu yëfu jaan la doon def démb yow lu tax démb ba ma ñëwee ci kër gi nangoo ma jege nangoo ma gis ma commencé di la jege nga daal di tëb daanu fexe ba jubal ci taliba lan nga soxla woon ci taliba lan nga yóbbale woon lan moo tax nga doon dem ci tali bi defal fu baax lan moo tax démb nga bërëngu di dem ci tali bi lan la. jeex na dama kaa bëggoon rey. da nga kaa bëggoon rey. waaw. dégg ngeen ah est-ce que du ñu am beneen baaful fii mu gën a pour ñu gën a dégg. loolu sëriñ bi wax na ko démb waaw. démb wax naa leen dafa bëggoon rey xale bi léegi moo taxoon mu bëgg ñu topp action ba xam moom lu mu lan la bëgg parce que parfois jinne bu nee bëreet gars yi bu ñu ko bëggee jàpp dama leen ne bàyyi leen ñu xool lan la bëgg ñu xam su amee lu mu nar rek ngeen teel ko téye waaye ñu xam lan la bëgg
nee na dafa bëggoon rey xale bu jigéen bi te effectivement loolu la bëggoon te loolu laa leen waxoon moo tax kon loolu moo tax nga bërëngu ko ba yóbbu ko ci tali bi waaw mais yow gis nañ ne ba ngay dem da nga jaaxaanloo xale bu jigéen bi gisuñu nga xoole dañu gis ne nga gëmm mais kenn wanu la bunt bi kenn tettalu la bunt bi yow nga jaaxaan di raam ba génn ci bunt bi fan nga doon gisee sa bët yooyu fan la nekkoon. waaw am xam yoon bi. dégg ngeen. sama morom yi dafay ñëw. waaw ma leen ñuy gis. waaw. xàmmee naa yoon bi. dégg ngeen nee na xàmmee na gis ngeen. waaw. kon yow say morom bu ñu fiy ñëw da nga leen di gis. waaw. kon yow kër gi xam nga ko. waaw. mbokk yi dégg ngeen lu jinne bi wax nee na jaan la nee na luu la n'est-ce pas barki Dembo Ndiaye wax nañ fi ak benn jinne luu tamit kon nag defe naa ne ñiy seetaan yéen a ngi dégg devant direct nijaayam nag nee na musul wax kër ga daan na daanu di ruube waaye musu fa wax fii la waxe jinne bi fii la waxee doyen léegi lan moo tax nga daan tëj gémmiñ gi. parce que. waaw bëgguma muy wax. bëggoo muy wax. waaw. léegi xale bu jigéen bi lan moo tax xale bu jigéen bi lan moo tax mu arrêté école lan nga ko daan defloo ci école bi lan la. dama ko doon noq. dama ko doon noq. da nga ko doon. noq. waaw. da nga ko daan yëngal foofu wala da nga ko daan daaneel wala. taabal yi laa jël sànni ko ci kawam. taabal yi laay jël sànni ko ci kawam. taabal yi. waaw. léegi xale bu jigéen bi lan moo tax mu arrêté école lan moo tax nga fexe ba mu arrêté. ndax daa muus. ah. daa muus. dafa muus. waaw. day jàng. dafa muus mën a jàng. moo leen dàq jàng. ah moo dàq jàng élèves yi foofu. te moo yor réputation seen waa kër. moo yor réputation seen waa kër. waaw. moom moo leen war a jàppale. léegi après. moom moo war a jàppale yaayam. moo war a jàppale yaayam. waaw yàlla moom la taawloo. ah. nga ne moo war a jàppale yaayam. yàlla moom la taawloo moo tax. maanaam moom mooy taawu yaayam. yàlla moo ko taawloo. ah yàlla moo taawloo xale bu jigéen bi. waaw nekkul taaw waaye yàlla moo ko taawloo. waaw. léegi nag yàlla taawloo ko mu war a jàppale yaayam est-ce que li ngay def nii xale bu jigéen bi est-ce que dina mën a dimbali yaayam. déedéet. waaw mais tekki leen jóob tekkil laaj yi amul njëriñ tekkil fasu laaj yooyu dafa naa amul benn njëriñ amul benn njëriñ nañ gis nga ñoo ngi tekki laaj yi fas la xam naa dañ leen ko digal mais amul gis nga dem ba ma ñëwee loolu laa njëkk a xool. d'ailleurs moom sax ne wax na ko nee na lii amul jëriñu ko dara. nee na amul njëriñ kay. te sëriñ bi wax na ko sànq. ah man wax naa ko sànq tekki ko kon amul benn njëriñ moo ngi mel ni kuy bëre takk ay laaj loolu bàyyi leen takk ay laaj laaj li ñu ci xam mooy togg ak lekk ku la ne jinne du lekk laaj wala ñemewul laaj loolu dalaa nax loolu ay temps xale dama ko daan dégg sax man waaw waaw na dajale loolu léegi yow kese yaa ko topp wala dafa am ñoo àndal. ànduma ak kenn. kon xale bi yow rek yaa ko topp. waaw. xale bi kañ nga ko dugg ñaata at nga ko dugg ak fan nga ko duggee. muy jàngee muy def 6e. ba muy def 6e. primaire xam nga ne boobu xale la. fan nga ko duggee woon. école. ba nga koy dugg noo ko duggee. ma kaa xool. après. xool ko. waaw. ma xam ni kii moo ngi jël première 5 classes chaque jour. après. ma dugg ko. nga dugg ko. waaw. kon da nga xool nga xam ne kii un bon élève la. waaw moo ngi jël première seen classe am na xel nga ne xaaral nga dugg ko. waaw. kon ba nga ko duggee ba tey amul jàmm. waaw. waaw. violé woon nañ ko bu nekkee xale yaayam xam ko. violé nañ ko ba mu nekkee xale. waaw. kan moo ko violé woon. jëkkëru bàjjanam.
mbaar eggul woon ci kawam waaw eggoon na waaw yéen xamoon ngeen loolu wala xamoo ko woon gis ngeen jinne da ngay wax yëpp mbokk yi gis ngeen tourneel fii jinne bi xam na lépp gis nga nee na violé nañ ko ba mu nekkee xale jëkkëru bàjjanam boobu noonu yaayam bi xam na ko déedéet xamu ko déedéet non maanaam dooma bi kase ñoo ko xam doomam yi ñoo ko xam waaw jëkkëru bàjjanam bi moo ngi fi ba tey waaw mu ngi fii moo ngi dund waaw maanaam eggoon na ci xale bi wala yàq na ko wala yàqu ko egg na wala eggul tëdd na ko ay at si nee na tëdd na ko ay at xam nga nag ñoom bu ñu fi ñëwul woon du ñu xam lii n'est-ce pas jinne mooy wax ni parce que xam naa ne jëkkëru bàjjenam boobu bu xamoon ne am na jinne bi ko topp xam na ko du def lii xam na ko jëkkëru bàjjenam bi waaw ba muy tëddee xale bi boobu ñaata la xale bi at am loolu ak léegi war na mat ñaata at 10 ans 10 ans waaw xale bu jigéen bi ñaata at la am kon nii fukki at ak juróom ñett kon bi mu amee 8 ans la ko tëddee. kon daf ko daan dégg ngeen loolu mbokk yi gis ngeen xale bu waxee mu ne ko dama lay rey mu ne bu waxee dama lay rey yow kan yaay wax ni nan waaw Dawda yow Daawda waaw gis ngeen jinne bi mooy wax ndekete jëkkëru bàjjanam dafa nekkoon ci xale bi tëdde ko maanaam violé ko ba mu amee 8 ans ñun nag xamuñu leen musuma leen gis lu dul démb te man laajuma ko sax loolu jinne bi moo wax jinne dañuy wax parce que actuellement mu ngi ci condition Thierno Moule Sow moo tax lépp lu mu xam ci xale bi da koy wax nee na tëdd na ko defe naa ni man laajuma ko ba tey man xaw ma loolu fekkewu ma dégguma yëguma moom moo waxal boppam ma laaj ko nag n'est-ce pas kon yàgg na di tëdd xale bi waaw xoolal loolu léegi moom ana moom mi ngi fi. waaw fii Dakar. déedéet fan Thiès kees ñii sa waajur yi xam nañ ko. déedéet xamuñu ko déedéet yéen xam ngeen kooku jëkkëru bàjjanam boobu xam ngeen ko xale bi daa nekkoon Thiès. waaw xale bi daa nekkoon Thiès. waaw nekk xale bi dafa 8 nekkoon ans. kees nekk na fa 8 ans 8 ans waaw xale bi daa nekkoon Thiès. waaw dafa nekkoon na kees si xale bi daa nekkoon Thiès. kon yow. dekk ko micro bi tuuti parce que lii tamit dafa leera daa nekkoon Thiès. xale bi daa nekkoon Thiès. léegi jinne continuel léegi nee na tëdd na ko léegi nag ñoo ko déggandoo ay at moo tax ñenn ñi nañu bàyyi loolu di tëdd xale yi ndaw yi di violer c'est pas bon tôt ou tard day feeñ boo violer nit ki nga yaakaar ne du feeñ ci tàng-tàng bi mun na bañ a feeñ waaye day feeñ waaw loolu ni ñu bàyyi loolu topp ci ay xale yu ndaw di leen tëdde am nga jabar géreel sa jabar mais di tëdd ay xale yu ndaw yi nga yaakaar ne loolu du feeñ tôt ou tard day kalaate day toj gis nga instant bi yaayam xam naa nekkatu fi jël ko noonu ma boole ko ay xale góor yu bëri mu tëddee ko tamit nga ne nga boole ko xale góor yu bëri après mu tëddee ko ñu tëdde ko xam nga lii c'est important jinne bi lu muy wax nii dafa am sens am na ñu bëri ñi nga xamante ne dañoo oyo fi sër du ñoom man nit dugg na fii ba taay wax ma sëriñ bi man mu wax ma mu ne moom day njaaloo ñu bari billaay dañuy ñëw toog fii dugg fii wax ma dañuy bëri li ñuy dem di njaaloo rek te du ñu xam lu leen koy def la wallaahi ñu wax ma ko dimbali ma nga ñaanal ma ci ma ñaanal leen wallaahi am na ñu bëri ñuy ñëw fi toog solu ba jekk toog suñu duggee fii dañ ma naan ñoom dañuy dem di njaaloo ji rek naa leen dimbali pour ñu bàyyiloo parce que duñu ko tay comme lii la rek comme saaru kaa bii la nga ne xale bi boole nga ko ak ñu bëri ñu tëdde ko waaw à peu près ñaata góor ëpp na ñaar fukki góor ndeysaan ëpp na ñaar fukki góor xam ngeen ne tey xale bu jigéen bi bu nekkoon moom la même bu nekkee day def loolu du toog di wax ci kanamu nit ñi
te dee nañ ma waaye moom waxul jinne wax jinne bi xam ngeen ne kii ab wala kaana la est-ce que yow boole woo ko sax ak jëkk ak kiiw magam boobu noonu jëkkëru bàjjanam bi est-ce que yow nekkoo yaa def loolu sax waaw ah yow la waaw kon kay moo ngi noonu mbokk yi lii dafa garaaw lii jàngale bi may def fii nii jàngale bu garaaw la bu yee askan bi li may def nii faj en direct di yeete ku fi ñëw nag dañ lay wax sarti du ñu la filmer ak suñu coobere dañ lay wax ku fi ñëw dañ lay filmer nga signé ñu wax képp ku fi ñëw dañ lay wax lu leer wax la sarti gis ngeen lii mu def nii tey waaye sëriñ bi waaw comme moom nekkoon na Thiès waaw kon ay waajuram xam nañ jëkkëru bàjjanam waaw xam ngeen ko su nekkee xamuñu ko xam nañ ko bu nekkee ñoom xamuñu ko man mun naa wax ñu coupé ñu laaj jinne bi ci suuf mu wax xam nañ ko turam xam nañ ko n'est-ce pas waaw instant bi yaayam nekkatu fi yow xam nga nijaay bi yow xam nga jëkkëru bàjjanam bu wala xamoo ko ah yow xamoo ko xam ko mais yaay ji dina ko xam waaw nee na yaay ji xam na ko yaayam daa bañoon du ko joxe aha da nga topp si nopp yi di ko wax mu joxe ko am sa doom di ko joxe rawatina jigéen wóorul su la yàlla mayee nga am doom bu jigéen même booy lekk suuf lekkaaleel suuf ak moom yaayam bañ du ko joxe man ma nekk si nopp yi yow jinne bi waaw yow Daawda waaw yaa nekk ci nopp bi bu mu joxe ko nee na moo nekk ci nopp yi ba joxe ko xam ngeen ne kii xale bi xale bu baax la xam ngeen ne kii am na lu yàlla def ci moom waaye gis nga ah toroxal ko waaw ko leen neex bu feebaree di nga ko yóbbu hôpital ngay fatt nooy yi ngay fatt nooyi waaw kon nag defe naa nijaay bi tey jommi nga ah bu demee école du concentré bu demee école de concert xam naa ne yaay bi moom instant bi nekkatul fi mbokk yi gis ngeen macha allah c'est grave dafa daw yaram xale bu ndaw am 8 ans ponkalum magum jëmm am nga jabar doyeloo di dem di tëdde ay xale da ngay torox rek c'est grave am na góor ñi nga xamante ne dañoo nuñ ko xemmante nuñ koy waxee jigéen bu ñu gis rek pour ñoom la loolu am na man am na góor yu bari ñi ma xam sax ñooñu góor bu jigéen bu ñu gis dañ lay bëgg a tëdde man am na ñu ma xam ñi nga xamante ne ñooñu jigéen bu ñu gis dañ lay bëgg a tëdde nit da ngay maandu jigéen ñëpp munoo leen ànd ak ñoom munul ne jigéen yëpp benn lañu jikku rek la ñu ëppantee maanaam baax yaru respect foofu rek la ñu rawante mais jigéen yëpp benn lañu mburu foo ko fariñ ceebu jën yëpp benn la fu ñu gënantee mooy ceeb bu saf ceeb bu neex ak ceeb bu naqari mais yëpp benn la mbokk yi c'est grave jinne mooy wax actuellement yaayam moom xam naa ne nekkatul fi kon nag yéen a ngi xam naa ñi nekk ci biti jommi ngeen de wala ubbil buntu bi foofu daa yaru du tontu mag gis nga ku baax la yaru waaye gis nga am problème ngay tànn rek Moussa Ba demal en direct laaj foofu gars yi lañu jàngate ci lii lu jinne bi wax ak xale bu jigéen nu mu baaxee jërëjëf grave doyen ci ndigalu sëriñ bi Moustapha àggal foofu ma def ci benn commentaire bu ndaw aca Abdou Aziz mbooloo mi lii yéen a ko déggandoor en direct consultation le suivi de révélation tey xale bi li ko topp ñoom dégg nga nijaayam dégg nga yaayam nee nañ daanul wax du ubbi gémmiñam wax alors tey pour la première fois mu jàkkaarloog sëriñ bi dégg ngeen ko mu wax mais wax bi dafa ànd ak ay révélation parce que kii xale bu jigéen bi ku baax la mais Daawda ma ko topp bon moo koy def loolu bon mais xale bi bonul xale bi jàngkat la xale bi avenir la waroon dimbale ndeyam waroon dimbale ay waajuram donc ka nga xam ne ni tey moom moo ko topp tey doon ko sàkku kii elle vient d'avoir 18 ans ba mu koy sàkku boobu elle n'avait même pas 10 ans elle avait juste 8 ans non seulement yemul ci loolu mu continuer di ko boole ak ay xale yu góor ñi di ko sàkku mais kii bonul plus de 20 personnes mais kii bonul et puis du moom parce que la muy def teyu ko xamu ko mais ko def loo moom moo ko pousse pour mu def ko moom mooy wax nii mooy wax bu doon moom du weer boppam
parce que nag nañ waxante dëgg xale ak mag du def lu bon bu pare ñëw di ko wax surtout di ko wax ci mbooloo sa nijaay toog sa yaay toog àddina bi di la dégg ngay wax li nga def ci lu bon kon nag ñaawteef yooyu moom teyu ko dañ ko defloo ki ko defloo moo ko wax dégg nga mu révélé nee na Daawuda la man xale bi maa ko defloo commencé ko ci jëkkëru bàjjanam première fois mu am 8 ans yamul ci loolu ba mu sàkkoo ba pare mu di ko boole ak lu mat ñaar fukki góor ñuy ànd ak moom kon nag sëriñ bi li muy wax tout le temps dama bëgg ñu ci bàyyi xel léeg-léeg ñu joxoñ jigéen naan moo bon moo oyof malaan billaay fekk oyoful malaan la ànd ak moom di ko defloo moo ko ëpp doole fuuf te nit ñi xamuñ ko nañ bàyyi di gaaw bonal nit nañ gaaw di boddi nit parce que kii lii mu wax nii jinne ji bu doon nit du ko wax kan mooy def lu bon di ko wax te bu doon fii du ko wax parce que koo xam ne ni tey yow da nga am ay problème yéen ñii yéen a ko wax nee ngeen pour mu wax nga am problème la du wax dem na ba ngeen di bugg ubbi gémmiñ gi pour bañ mu képp làmmiñam gaañ boppam mu ñëw tey toog sottiwu ko vite fait defu ko jóoni defu ko dara mu toog correctement bërënguwul yuuxuwul dawul deful dara mu toog tey ñu tàllal ko micro muy wax ngeen xam ne jinne mooy wax mais du xale bu jigéen bi de jinne mooy wax la mu def xale bu jigéen la mu ko def loo di kaf à l'aise parce que pourquoi Ngoné elle n'a même pas tergiversé dans ce qu'elle est en train de dire. jërëjëf Abdou Aziz. hésité wul sax. ci li muy wax Abdou Aziz elle a parlé avec lucidité. defe naa ni kër Alaaji Thierno Moule Sow fii la lépp di leere. s'il vous plaît vous éteignez la rajo là bi wax foofu s'il vous plaît. ñu ne ngeen fay rajo bi wax foofu am na rajo buy wax enquête réaction. am na rajo buy wax fii ñu fay ko mi ngi ci ginnaaw kon Abdou Aziz vous pouvez continuer mën nga continuer. d'accord mais je voulais juste que nit ñi quand même lii yëpp dafa wane ci transparence bi nga xam ne sëriñ mu ngi koy liggéeyee. léppam dafa leer. tey yéen ratawut leen dara ci li am fii ci biir ak révélation yi fi am. léegi nag yéen ñëpp ay jaboot ngeen ay mère de famille ay père de famille ngeen léegi nag Moustapha moo tax sëriñ bi ne nga génn foofu laaj au moins quelques personnes ñoom ñu wax par rapport ak li ñu dégg fii tey nan lañ ko gisee. jërëjëf Abdou Aziz sëriñ bi kon ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay defe naa ni fii mooy kër Alaaji Thierno Moule Sow fii la lépp di leere fii la lépp di xewee ci clinique di Alaaji Thierno Moule Sow ci Cambérène 1 ñu nekk en face plage bi macha allah ngeen ñuy suivre sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu lamboog njëriñ kon defe naa ni suñu mbokku patient yi fi toog fii loxo dem na gémmiñ kon dégg ngeen ñu bu baax a baax alors mu nekk consultation nag vraiment bu doy waar mais bu daw yaram rawatina nag li mu révélé li jinne bi révélé ne xale bu jigéen bi presque moo ko booleek jëkkëru bàjjanam mu sàkku ko bu mu amee juróom-ñetti at boole ko lu mot ñaar fukki góor également ñu sàkku ko kon kan moo ci am loo xam ni da ko ci sànni walla question boo xam ni bëggoon na ko laaj amul góor amul jigéen mais xam naa ni sujet bi nag jigéen ñi la gën a intéressé parce que gis nga lii ñuy wax ci tubaab ñu ci bare bari elles sont complètement abattues dañu triste instant bi parce que xam ngeen ni loolu lu métti la te amaan na sax am na ñoo xam ni fii ci biir dund nañ lu mel noonu waaye dañu mënul wax ñu baree bari dund nañ métit boobu mais mënuñoo wax waaye nag xam nga ni fii kër Alaaji Thierno Moule Sow moom boo fi ñëwee rek jinne bi dina révéler lépp kon kan moo soxla kàddu gi ñu jox ko ah gaa yëpp a ngi concentré wu am na ñoo xam ne sax ñi ngi tuur ay xéewal ñii ñi ngi jooy fii ndeysaan mooy li ma wax rek Abdou Aziz waaw am na ñu baree bari booy xool sax dund nañ ko fii waaye mënuñ wax parce que fii ronqañ ñi ngi commencé di tuuru bu baax a baax dafa nekk loo xam ni c'est tellement poignant lu métti la parce que loolu dañuy wax ni sax crime la boo xoolee même ci code pénal bu Sénégal ci article 305 bu code pénal bu Sénégal dañu ne loolu crime la maanaam mi ngi mel ni nga jël
paaka rendi doomu aadama wala nga jël balu fetal tiire ko nit faat doomu baada moo tax ci nga dégg nii sax ñu ne lu mel noonu képp kuñ ko jàpp nga koy def sax mën lañ la teg ay daan yoo xam ne ba ci sa giiru dund maanaam léegi gàtt-gàtt di nga tëdd fukki at ba ñaar fukki at ba ci sa giiru dund loolu la ñuy wax dañ koo criminaliser mu nekk ay mbir yoo xam ne nag mi ngi xaw ci kër yi dégg ngeen sëriñ bi wax na ci wax ju am solo léegi alerter ñaax njaboot yi ñu gën a vigilant gën a bàyyi xel surtout rawatina ci jigéen ñi parce que jamono ji fu mu toll aussi bul wóolu kenn donc mu nekk ay sujets yoo xam ne yu méttee métti la donc ngeen ñu suivre sur la TMS TV. mais Moustapha waaw Abdou Aziz. jinne dafa bëri doole jinne dafa saay-saay. jinne dafa bëri doole jinne dafa saay-saay. te lii nga xam ne ni moom moo fi am léegi en direct. sëriñ bi day du maanaam du bëggul lu lëndëm bëggul lu leerut xëy na sax amaana ñii nga xam ne ñoom ñoo ànd ak xale bi suñ xamoon ne jinne bi dina def révélation yi mun na am sax duñ àgg fii waaye nag sëriñ bi moom amul sens interdit te la ma bëgg a xam lépp boo toogee ak moom da nga koy wax doo denc dara mais tey Moustapha vraiment yaram daw na may wax nag waajuru xale bu jigéen bi ne ko sa doom bonut parce que juróom-ñetti at nit mënu cee bon c'est pas possible parce que il très mineur kii mu ngi doog a am 18 ans mais xëy na seytaane su ko dugg rab ba ko dugg moom moo ko def loolu lii yépp parce que dafa xam ne xale bi avenir la jinne ji wax na ko nee na xale bi dafa mën jàng te ëllëg ku nar a teral waajuram la xaaral ma yàq avenir am ne dama yàq jàngam dama koy booleeg ay góor dama koy def nii dama koy def ne loolu jinne rek moo ko mun kon nag da ngeen di sant yàlla ñun ñëpp nañ sant yàlla bi leen yàlla ommatee li ma wax sànq ba indi leen ngeen jàkkaarloog jëm ju tedd ji tey xam ngeen seen doom seen jarbaat li ko dal xam ngeen lim àndal parce que tey def na révélation yoo xam ne ni tey c'est la première fois mu def ko mais xam nga ne bu fekkoon ne nii nit njaay la ànd ak sagoom du wax lii mais jinne moo wax te jinne moom bu toogee fii dafay weer lépp lay génne ci biti moo tax ñu ne TMS TV mooy feeñi télé bi nga xam moom mooy feeñal li nëbbu woon lépp daf koy feeñal ndax nag dafa ànd lamboo ak njëriñ daal di koy dimbale mooy njëriñ bi mooy feeñal li nëbbu lamboo ak njëriñ parce que li nëbbu bu ñu ko feeñalee ba pare nag maanaam faj ko saafara bi te saafara boobu mooy ànd ak njëriñ bi moo tax mais nag ngeen jàpp ne lii moom vraiment lu mënul woon ñàkk la. Abdou Aziz. oui. defe naa ni kenn du Alaaji Thierno Moule Sow xam nga ni fii ngay dugg ci clinique am du la wax dara moom dalay xool rek ci li ko yàlla suñu borom may ci xam-xam nga commencé di def ay révélation defe naa ni loolu c'est important ginnaaw bi mu defee sax révélation yu doy waar gis nga démb li mu njëkk a def moo njëkk a yéeme kon nga xam ni sëriñ bi ci bëtu allahum mi bi mu defee contact des yeux maanaam xool ko laalu ko sax gis nga jinne bi dafa wàcc ci suuf di def comme jaan di arrière te gisul sax ci ginnaawam mbëkkuwul ba léegi ba génn ba ci mbedd mi ba ci kaw taliba. non mais Moustapha. waaw. dégg nga jinne ji li mu wax nee na xam na jaan la mais xam na fii parce que moromu jinne mi dañ fiy ñëw moo tax démb bi muy génn làmbaatawul raasaatuwul dafa gëmm jaaxaat di direeku génn ba ci mbedd mi comprendre nga. donc defe naa ne loolu moom bi mu koy wax yéen bi ko jinne jox yéen ñëpp yéen a koy dégg. mais heureusement ba pare tamit li mu ci yokku nee na sëriñ bi laaj jinne yi ne ko yow lan nga naroon xale bu jigéen bi moom la sëriñ bi waxoon démb rek mu ne dama naroon yóbbu ko ci tali ba faat ba kanam defe naa loolu sëriñ bi wax nga ko démb de. dëgg la wax na ko wallaay. wax nga ko démb de. xam nga ne naa ñun des na tuuti sax dañuy téye micro rek di tàllal nit ñi ñuy wax mais révélation yi nga xam ne ak témoignage yi nga xam ne ni nit ñi ñu ngi koy def jinne yi di ko def. moi je crois que loolu doy na commentaire franchement doy na commentaire parce que nag lii mu wax ni moom moo ko waxloo maanaam defuñ ko pression
teguñ ko dara lu dul toog mu jàkkaarloog sëriñ bi rek parce que sëriñ bi tu ne peux pas le regarder en face à face ba pare nga nekk quand même nit ku boo dee nit ku normal boo normalul moom il faut nga wax al faut nga tuuru donc jinne ji dégg nga ko ni muy wax xaw ma ndax sëriñ bi dafay continuer parce que nee naa sëriñ bi léegi seetlu nañ ne boo ñëwee ci biir kër gi clinique bi ca suuf préconsultation dafay am démb li ñu am ci suuf préconsultation la waxagoo defagoo dara réaction am loolu mooy préconsultation lii nag moom mooy phase de consultation kon nag yow tu es un marabout avant pendant et après. dëgg la tàccu leen loolu waay bu baax a baax a waay tàccu leen ma sëriñ bi. kon nag léegi xaw ma. Abdou Aziz. waaw. kon. defe naa ni. waaw am nga question. waaw. acca question yi ñu déglu question yi. waaw léegi. defe naa ni am nañu ay question fii wala ay contribution ci li ngeen jot a dégg fii ku bëgg a jël kàddu gi pour wax sa xalaat ci li nga jot a dégg fii wala également nga am question boo xam ne da nga koy laaj sëriñ bi micro baa ngi nii le micro est ouvert mais Abdou Aziz xam naa ni sëriñ bi également Abdou Aziz fii nag dana nekk lu méttee métti parce que fii defe naa ni métit bi toll na foo xam ni triste bi toll na foo xam ni ñu bëree bëri fi mu ne nii mënuñ téye seen bopp instant bi xam naa li ñuy wax tubaab ci tubaab il sera très difficile pour permettre leen ñu wax contribution wala ñu def question xam naa ni damay retourner waat ñëw fekk si leen foofu. waaw ñu daal di continuer liggéey bi parce que fii defe naa ni. yëg-yëg bi nga xam ni am nañ ko ñoom sujet bi sax da leen dépassé. waaw ñoom dama leen comprendre. parce que émotion moo leen jàpp ak amertume regret moom moo leen jàpp moo tax mënuñu wax parce que nag c'est une question très sensible les relations intimes surtout mu concerner koo xam ne nii dafa nekk à bas âge 8 ans xam nga ngóone yéen ñi nga xam ne ay mère de famille xam nga 8 ans nit mënu cee bon c'est pas possible nit mënu bon à 8 ans mais nag comme ni ñuy wax tout le temps rek jinne bu lay dugg boo nekkee xale la lay dugg parce que souvent da ngay dégg mu ne ba mu nekkee xale laa ko dugg moo tax heureusement sëriñ bi ci visionnaire am ci vision mu defar ay t-shirt yoo xam ne daf koy jox xale ñu di ko sol kon nag mbokk yi ñuy seetaan di ñu déglu t-shirt yooyu nga xam ne sëriñ bi mu ngi koy def d'accord nit ki war na aar boppam war na faju waaye nag da leen ci sóoraale xale yi parce que nag jinne ñaare xale la gën a yàpp xale la gën a taamu parce que moom mooy gis lu nekk ci xale bi loo xam ne nii ndeyam du ko gis baayam du ko gis t-shirt boobu nga koy solal nag dina ko aar ba nga xam ne ni jinne ju ko gis daf koy teggi kon nag t-shirt yi am na yu mag góor jigéen ak ndaw am na aussi tamit yu xale mais xam nga xale bi xëy na yàlla mu ngi doog a def mu yegg si ci alaaj Thierno Moule Sow mais bu fekkoon ne nii tey jour ba ko jinne ji di dugg yàlla baaxewoon na ko mu sol t-shirt alaaj Thierno Moule Sow defe naa ne jinne ji daf koy daal di romb bàyyi ko fa. kon nag waa c'est bon kon nag sëriñ bi nit ñi comprendre nañ leen. On a voulu demander les impressions des patients, des accompagnateurs, mais fi mu ne nii ñoom ñëpp émotion naqar moom moo leen jàpp parce que kenn ku teg dafa mel ni dañ ko def sa doom dañ ko def sa jarbaat ba tey mënuñu wax gis nga tey yaay xale bu jigéen bi sax tourné na daal di woon xale bu jigéen bi ginnaaw nga xam ne kii tey su waxee ak bu waxul yëpp am na lu ko métti parce que bëggatul dara ci àdduna parce que nag yar sa doom am ci moom yaakaar tey lu bon ñëw dugg ko def loo ko loo xam ne ni yow yëguloo tinuloo loolu nga ñëw tey mu daal di feeñ defe naa ne kii tey kuy am lu ko naqari tey moom mii moo am lu ko naqari waaye nag boo amee lu ko naqari tamit na sant yàlla parce que lii mënoon na gën a continuer mënoon na ko def loolu leneen ay étape parce que jinne du def bàyyi xam nga tey toog nga tey ba au moins yaa ngi gis sa doom malgré am na lu àndal waaye jinne ju soxor ne tey kii dama bëgg a jël bakkanam te oto yi nekk fi démb autoroute bi nekk noonu tey nga xam ne oto yi dañ fiy jaar ñu def ay musiba defe naa ne tey sant yàlla rek ngeen war def soxna si ku baax ki ngeen sant yàlla bi leen yàlla indilee fii sëriñ bi
dañ lay delloo kàddu gi xam naa xaw ma da ngay commentaire yi wala da ngay continuer consultation. waaw macha allah doyen ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defe naa ne ñoo ngi ci séance consultation boobu ba tey jinne bi gis nga lu mu fi développé lu bari wax na fi lu bari defe naa yaay bi macha allah am na lu bari lu mu fi dégg li nga xamante ne jommil na ko jaaxal na ko ak nijaay ji ak yéen tamit ak ñiy seetaan parce que macha allah jinne dafa doy waar la lu garaaw la defe naa ne nijaay bi tey moom gën na comprendre xam na lépp parce que macha allah seetaanoon na affaire yi mais dafa dese woon gëm defe naa ne démb sax gëm na waaye tey la gën a gëm li may def mooy lan xam naa ne du ñàkk ñu laaj leen tuuti ñu wax ci ñun nag macha allah xamuñu leen ñun dañu nekk di def faj bi def consultation en direct en ligne n'est-ce pas jinne bi dégg nga maa ngi wax ak moom mu ne ma lu tax nga may laaj man la kan waaye xam na ne foog mu tontu ma foog mu wax ak man dégg ngeen laaj nañ ko wax na ba wax xale bu jigéen bi dañu ko violé wax na ba moom boole na ko ak ñaar fukki góor ñu daal di koy tëddee defe naa ne wax na ko loolu nag nit simple nit njaay du ko wax jinne mooy wax loolu ndax jinne bi fekkee ne lépp xam na lépp kon nag macha allah nga laaj nijaayam lan la xam ci lii ak nu mu gisee lii lan la ak mu lan mooy moom lan la gis ci lii bu ko defee nag ma continuer laaj jinne bi ñu daal di terminer ci moom nag ñu xool naka la ñuy def pour ñu waxtaan ak ñoom nuñ koy faje pour lii jeex ci moom parce que lii bu continuer da koy yàqal déjà xale bu jigéen bi nit la ki nga xamante ne ku baax la nit la ku yàlla def ci moom waaw mais li ma wax naa leen ko fi chaque jour ma wax leen ma ne leen am na ñu bëri ñi ngay gis nit ñi beddi leen wala nit ñi faaleetuñu leen ñu nekk ñu yàqu ndeysaan ay nit ñu baax lañu seen mbokk yi bu ñu teel a découragé ci ñoom parce que kii tey suñu ko négligé woon rek mënoon na ko gën a sànq que lu mu ko sànq nii mais ñàkk négligé bi moo waral ñu indi ko ba fii tey ba ñu ñëwee fii la lépp xew maanaam la lépp feeñ kon déjà tey bu ñu waxtaanee ba déggoo xale bu jigéen bi fii lay jaar ilaa yow mi diini mu normal mu baax ndax li ko topp di ko yàq di ko dugal ci ay tuuxi duuna di ko dugal ci ay mbir yi bon kooku bu ñu ko jàppee téye ko fi tuubal ko dugal ko ci diine l'islam mais defe naa ne xale bu jigéen bi dina dem en tranquillement ci xelam dina mën a lu mu bëgg a def dana ko mën a def mais tant que moo ngi xale bu jigéen bi dana ko conditionné ndax moo mag xale bu jigéen bi mag yaayu xale bu jigéen bi mag baayu xale bu jigéen bi mag maamu xale bu jigéen bi xam nga ne kooku xejul ci xale bu jigéen bi kooku tant que moo ngi nekk ak xale bu jigéen bi moo koy conditionné moo koy manipuler mais nag bu yàlla defee ne ñu waxtaan ba juboo ba ma daal di koy jàpp tuubal ko génnee ko ci xale bu jigéen bi dana am jàmm comme démb ñi ngeen fi gis ñu def ay témoignages li nga wax rek am na ñu bëri ñu toog fee waxuñu mais am nañ jaar nañ ci cas yu mel nii waaye xam nga nit simple du wax waaye jinne moom mooy wax yëpp mooy leeral macha allah kon nga laaj nijaayam lan la xam ci lii ak nan la dundee lii ak expérience bi nan la gisee mbir yi ak moom vraiment lan la am tey lan la moom daal lan la dundee mbir yi waaw parce que tamit ñun dañuy faj rek dañuy jàngale dañuy faj dañuy yeete quoi macha allah waaw. kon sëñ bi gis nga dégg nga question bi bu baax ak li nga xam ne moom la fi jinne bi jot a wax kon yéen nan ngeen ko dundee ndaxal xam naa ne moom loolu mus leen toog ba xalaat ko mu nekk xale bu ndaw am 18 ans ak li ngeen fi jot a gis nan ngeen ko dundee. En fait man fi mu nekk nii je suis dépassé ce qui me fait perdre des mots. L'essentiel c'est quoi mooy ñu libérer ko de cette diable ñu libérer ko de cette diable je peux pas excusez-moi j'ai ndeysaan nijaayam bi moo lay wan ne na moom itamit jinne bi il a parlé de quelque chose boo xamante ni dafa nekk ci xale bi. ah dafa wax lu nekk ci xale bi. non il a dit que c'est un bon enfant. waaw nit ku baax la. effectivement moom depuis bi muy nekk xale. waaw.
j'ai rendu visite à sa maman bi ñuy dëkk ak papam. C'est une personne boo xamante elle est ouverte. bëgg na ay waajuram. seulement que peut-être tollagul foo xamante ni dina am doole bu mu fajee rongañ yaayam wala quelque kii mais xale la boo xamante ni xol bu rafet la yore donc lu mel ni bu ko duggee nar ko yàqal àddunaam loolu moo may métti moo métti. ak li mu ko defloo ak âge bi mu am à l'âge de 8 ans mu def loolu ñu déverger ko mu màgg ak moom lu mat 20 góor ñu ne jaar nañ ci kawam loolu nan nga ko dundee ak xale bi li jinne bi wax ci moom. c'est quelque chose boo xamante ni c'est inimaginable kenn mënu ko imaginer. c'est une révélation boo xamante tout ce qui est révélation. yow bi nga xam ne yaa ko yar xale bi dafa nekk day génn du génn guddi wala nu muy def daal day toog ci kër gi rek la wala day toog ay temps parce que sànq wax nga ne mës na jékki-jékki dem ba sapeur ñoo ko jël si ñëwoo leen. non ci boobu bu muy nekk sama kër ci la dem Kër Massar. ci kër yaayam pour jëli ay yéreem. mais def na benn temps bu yàgg ci yoon bi. oui mu dellusee après mu génnaat boobu la dem côté Kër Massar foofu la daanoo. sapeur yi ñoo ma woo ma jëm jëli ko à l'hôpital jubal ak moom hôpital bu Pikine ñu def jot kon ko defaral boobu bi ñu eggee hôpital mu ne biir yi day métti ñu defaral ko rajo le même nuit defaral ko benn kii la diagramme. mais mosu leen xalaat benn yoon ci virginité am wala dara. ah non c'était la première fois mu ne ma bi biiram da doon métti jour boobu ouais c'était la première fois ouais. nga laaj yaayam rek. macha allah ñu daal di ñëw rek ci ki nga xam ne moom mooy yaayam ndax gis nañu. bi jinne bi waxee ba pare bi mu defee révélation ci xale bi. wax ci tuuti tamit parce que c'est normal mu wax aussi parce que lii tamit. foog mu wax war na ci mën a wax dara c'est important. parce que lépp ñoo ngi ci science faj bi ak demu xale bi Cees ak yooyu. waaw ñoo ngi ci consultation bi war na ci wax. ñuy seetaan ñu xam aussi. parce que xale bi bonul. li ko yàqal li ko topp li ko defloo moo ngi noonu may wax ak moom. mun na wax tuuti lu mu gis ak lu mu ci xam. soxna si waa ñu ngi lay nuyuwaat di la ziar bu baax a baax ñu ngi gis sànq ba tey yaa ngi xaw a mel ne ku jaaxle depuis bu jinne bi révélé daal di wax li nga xam ne moom la defloo xale bi ñun tamit ñu lay laajaat bu baax a baax na xale bi tamit kañ la demoon Thiès na dafa mosoo nekk ci kër bàjjanam wala. man aw ma leen lu may wax ndax bu perte day am perte naa ba pare mënatuma cee wax dara foofu moom mënatuma cee wax dara. ne bu perte day am moom perte na ba pare mënatu cee wax mais dañ lay laaj rek. soxna si. lépp leer na parce que sa doom. ngone ma ñëw ma ne soxna si perte la au contraire yaa ngi ci buntu gagné dama bëgg loolu nga xam ko gis nga kii li ko dugg. bu duggoon keneen nit lim ko def loolu la koy def wala lu raw loolu. ku ko mag foofu sax. waaw perte na. pertul. ndax nag xam nga ndaw moom boo ko ñàkkee rek ñàkk nga ko mënoo ko amaat. waaw waaye tamit pertul na sant yàlla parce que su fi ñëwul woon tey du xam lii. déjà xam na feebar bi xam na liy faj feebar bi. xam na lan mooy régler solution bi moom déjà xam na loolu kon dëgg la metti na ba fu metti yam nga am sa doom yar ko fi nga ko yaree jur ko fi nga ko war a juree macha allah yaay bu ne day ñaan doomam su maanaam waaw bu demee ba yàlla may ko borom kër mu fekk moo ngi nekk ak ndawam loolu dëgg la waaye nag situation bu déjà romb nañ foofu dañuy sant yàlla rek gannaaw yàlla def na léegi xam nañ lépp xam nga li ko yàqal ak li ko léegi loolu da ciy wax su ko defee ñu waxtaan ñu seet
naka la ñuy def pour dimbali ko mais lii daal di génn ci moom mu daal di am jàmm mën a aussi góorgóorlu liggéey ndax xale bi ku baax la ndax ku baax rek waaw jinne bi wax na ko xale bu jigéen bi ku baax la moo war a dimbali yaayam mais wax naa leen ko chaque jour ma ne leen fii ma ne leen jinne du topp wala kaana du topp ko tekkiwul dara képp ku mu topp ku mu dugg rek am na lu yàlla def ci yow waaw mais nag sant yàlla reyu ko moo ngi dund macha allah bu ñuy waxtaanee bu ñu juboowee bientôt léegi-léegi ngeen gis mu changé gis ngeen nu mu mel nii bu ñu waxtaanee bientôt su fiy ñëwaat da ngeen di gis ne xale bi macha allah beneen anam ngeen koy gisaate comme démb xale yi jigéen ñi ngeen gis fii nii macha allah doyen. waaw wax nga dëgg sëriñ bi donc soxna si dañ lay massawuwaat rek ci lii dal parce que jaboot gu nekk jaboot nga te xam nañ actuellement li ngay ressentir waaye boo gisee sànq ma ne sant yàlla moo la war mooy xëy na am na lu jóge ci sa doom waaye am na ñu bari tey bu ñu amoon lii nga am tey ñu sant yàlla parce que dem nañ yóbbaale loolu comme que loolu moo dem bàyyi fii mu bakkan bi kon nag da ngay sant yàlla te xam ne nii dara paasewul comme ni ko nijaayam waxee parce que kii avenir la parce que sëriñ bi wax na ko tout le temps daf koy wax jinne du topp waraakaana du topp ko amul dara du toppul koo xam ne nii ëllëg dafa war a doon kuy tekki waaye comme que ñëw na ba loolu def na révélation yooyu dama bëgg fi ni li ci des mooy ngeen delloo si seen xel doyloo yàlla doyloo sëriñ bi te xam ne moom lii mu def tey ba def ko tey révélation génnee ko parce que nag jàngoro bala nga ko mën a faj da nga koy xam boo xamul jàngoro doo ko mën a faj te déjà gis na jàngoro tey ba téye ko maîtriser ko waxtaan ak moom mu rocci li nekk ci xale bi mu delloo ak delloo ak sagom tey delluwaat jàng comme ni nga xam ne nii démb moom la ko fi xale yi def yàlla defal ko jàmm ak salaam mu réussir ba nga xam ne ni yow njort ak yaakaar ba nga am ci moom yàlla defal la ko loolu moom moo fi nekk xam ne ni nag métti na mais da ngay delloo si sa xel te gën a santaat yàlla parce que heure bi bu fekkoon ne tey jëm yi nekk fi tey daal di dem tey xanaa mu gën a métti waaye jëmm jaa ngi fi am déet dafa am lu dugg ci jëmm ji fexe nag lu génnee la nekk ci jëmm ji tey ba mu delloo ak sagom defe naa ne tey tànk yooyu nga war a taxawee tey santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax a baax parce que doyen daan na daanu te waxul te parce que boo xoolee xale bi da ngay xam ne du moom parce que kii wax day wax di reetaan da ngay xam ne mais dafa relax kon dafa nekk loo xam ne doy na waar daan na daan du wax parce que amuñu borom baatin wala borom xam-xam mbir mi waaw daan na daanu du wax amuñu woon borom xam-xam wala borom baatin bi nga xamante ne day mun a yëngal li nekk ci moom ba mu wax defe naa ne démb daf maa gis rek nangu ma xool def nii ma ñëw di ko jege xooluma nii la def jékki-jékki rek tëb daanu bërëngu ba dem ci diggi tali bi parce que nag ñii boroom xam-xam moo leen mën a yëngal la ñuy wax li ko yëngu li yëngu lu ko yëngal ko ëpp doole li yëngu li ko yëngal ko ëpp doole maanaam moom dafa yëngu waaye man mi ko yëngal maa ko ëpp doole parce que loolu moo tax mu wax léegi yaayam na wax rapidement ma après ñu xuus rap ci jinne bi ñu bañ a jël temps nag ndax ñi ñaa ngi fi temps bi tamit ñu bañ a jël temps ndax gis nga lii yëpp may def nii mënoon na ma ci bañ a fekk mënoon na ñëw ma pamtee ko rek mu jeex wax bi jeex ñu kii mais damay bëgg lu leer bëgg laaj pour ñuy seetaan ak ñuy déglu ñuy mën a xam mën a comprendre nit ñi di ci mën a yeewu di ci mën a jàng loolu kese la comprendre ngeen waaw. léegi nag yow looy wax sëriñ bi. 0 heure jot na. déjà am nañ ci moom xanaa mu jàppale ma rek. mu jàppale ma ci moom rek. mu jàppale ma ci moom loolu rek laa koy ñaan. waaw jàppale ma ci moom loolu dina am ci ñu waxtaan mais foog mu développer parce que jàppale ma ci moom kese loolu tamit loolu après la waaye na wax li ñu ko laaj mu am lu mu ci wax après ñu xool li ñuy continuer waaw kay loolu tamit day am solo mu wax parce que yaayam la moo ko jur. maanaam dégg li mu wax jinne yi li mu wax li mu jot dund li nga dégg yëpp xam nañ ne métti na tiis na waaye nag il faut nga wax tamit sëñ bi yow lay déglu. maa bëgg ngeen wax sëriñ bi mu baal ma rek. mu baal man waxu kër bàjjanam laa bëggul wax bëgguma cee wax.
bëgg wax ci loolu daal fi mu nekkoon. mais xam na ni ko violé wala xamu ko. du nee na jëkkëru bàjjam lam la kay. xam nga ko. xam naa ko kay. waaw foog mu leer tamit parce que ñun xamuñu leen bu waxee jëkkëru bàjjanam xamuñu leen tamit foog ñu laajte ba ñu confirmer ñu doog a xam ñun tamit parce que man li ma mën mooy wax ak jinne waaye famille yëpp xaw ma leen mais bu ma waxee ak jinne bi ba mu wax waa famille bi ñoo may confirmer ne jinne bi lu mu wax bàjjanam ak yooyu pour man ma xam n'est-ce pas ak ñi seetaan. moom koy confirmé na. waaw kay loolu la effectivement moom confirmé na. waaw waaye xolam moom moo xaw a tooy. waaw léegi su ko defee. ma laaj jinne bi tënk rek après ñu wax bu ñu d'accord léegi ñu génnee li ko booleeg ñaar fukki góor mu tëdde ko li ko booleeg jëkkëru bàjjanam tëdde ko ma yeew ko fii léegi seen kanam ngeen gis waaw. kon loolu leer na lañ. waaw ni midi. waaw léegi ma tënkee laaj jinne bi après ñun ñu waxtaan. bu ñu juboowee léegi ñu génnee ko léegi n'est-ce pas. waaw bu ñu jubóoyee ci prix bu génnee addiya xaalis léegi ma génnee loolu topp ko yàqal ko violé ko. ma daal di yeew loolu léegi tuubal ko jox ko baatu seede yi téye ko ci kër gi fii mu des fi. loolu moom defe naa ne bés bu ne mu xew ci kër gi. waaw léegi moom nu mu tudd Daawda yow noo tudd nga ne Daawda. waaw léegi Daawda yow. est-ce que loolu rek nga def loo xale bi boole ko ak ay góor wala am na leneen loo ko def loo. déedéet. lan ak lan. bari na. ak lan lu mel nan. lan ak lan nga ko def loo. dem na liggéey kay jàmbur. dem na. liggéey kër jàmbur. waaw. sàcc mu jël fa xaalis bu bari. kan moo fa jël moom wala yow. man. yow Daawda. waaw. ah ñu jiiñ ko ko. ñu jiiñ ko ko. muy jooy. waaw. ñu naroon kaa yóbbu police. waaw. ku ko boole kooku doon wax ba kooku bàyyi. ah mu bàyyi. waaw. à peu près ñaata nga fa jëloon yow Daawda. 100 et quelques mille. 100 et quelques mille. waaw. soxna si est-ce que yëgoon nga loolu noonu problème boobu yëgoon nga ko yow yëgoo ko woon loolu boobu moo ngi fan moo ngi Kees wala moo ngi fan. Dakar. moo ngi Dakar. waaw. fan ci Dakar. fii. ci fan. Malika. Malika kan la nekkaloon Malika. yaayam. waaw nee na yaayam la nekkaloon te yaayam nee na moom yëg nga ko problème 100 000 quelque yi daana liggéey jànk defal Moussa Ba. musuma dégg loolu. léegi ak lan nga ko def loo. fay nañ ko xaalisam. waaw. ma bàyyi ba mu dem ci yoon bi ma jël ko. nga bàyyi ba mu dem nga jël ko. waaw. ak lan la war a fayalee rakam yi bi jàngee. muy jàngee. waaw. ak lan. su jëlee tegee xaalisam wala magam teg xaalisam ma yóbbu ko. ñu koy laajte si kër gi di ko jiimante. kooku porte-clés yi ñoo ci baax. waaw borolok yi dégg ngeen nee na bu tegee xaalis ci kër gi ñu ne ko coppet yóbbu ba ñu koy jiiñalante mbokk yi kon nag yéen a seetaan lii yéen a fekkee lii yaayam a ngi toog nijaayam a ngi toog mbokk yaa ngi toog ci biti journaliste yaa ngi toog sëriñ bi xanaa benn laaj rek. waaw. sànq ci commencement bi nee na dafa bëgg a rey xale bi. di def en direct. ci commencement bi sànq. waaw. nee na dafa bëgg a rey xale bi. nee na dafa bëgg a rey xale bi. bëggoon naa xam lan moo tax mu bëgg a rey xale bi. waaw lan moo tax nga bëgg a rey xale bi. xale bi. waaw. day protéger famille. day protéger famille. ay prière ay yëf église yooyu noonu mu naan daal day prière su demee si yoon na su duggee dama xool ko xaale bu génnee ma duggaat ko. mu ne. daa bëgg ay prière. dafa bëgg a julli nijaayam nee na c'est confirmé dafa bëgg a julli mais xale bi ni nga def bopp bi nag mu mel ni góor nii nag lu tax nga def nii. maa ko def. lu tax loolu. maa ko wat loo bu léttooy dama koy mees yi laay jàpp ko dama jël létti di ko du bërëm su suuf. waaw mu sonn. yaa ko def loo nii daal bopp bi nii karaw gi nii. waaw muy wat. nga ne bu lettoo. dama koy bërëm. da nga koy bërëm ci suuf. waaw maanaam bu lettoo day daanu. waaw. nijaay bi nee na su lettoo day faral di daanu. mbokk yi kon nag defe naa ne leer na yéen ñiy seetaan yéen a ngi découvrir. nee na saa yu lettoo day daanu. bopp bi mooy bërëm.
nee na saa yu lettoo bopp bi lay jiital calculer leen loolu mbokk yi jinne bi wala kaana la léegi nag yow ma sonal ay magam. nga sonal ay magam nan nga waaw papa su ma bëggee naan damay laal magam mu naan duma ko laal ma noq ko. nga nokk magam ma noq ko moom xale bu jigéen noo koy noqee nan ngay nekkee ci moom nokk ko dama koy dóor. noo koy dóoree koy mbaj. tar waaw. muy xeex. muy man. muy yéen da ngeen di gis muy xeex nii wala ci ngelaw bi ah moom borom bopp la. aha waaw day gis. day gis léegi papay xale bu jigéen bi lan moo ko yóbbu papam xam nga ci demam dara wala xamoo ci dara xaw ma ko. xamoo ci dara xaw ma ko. c'est sûr xamoo ci dara xaw ma ko. he xaw ma ko su ma xamoon dama koy wax. dégg ngeen kon leer na nee na xamu ci dara bu xamoon da koy wax ay papam daal. da koy protéger. naan da koy protéger papam gaañu na kon papam naan da koy protéger. déjà kon jinne bi lu mu wax fii dëgg la nee na maanaam xamul ci papam dara déjà yaay bi dëggal na nee na xale bu jigéen ba muy dugg école fekk papam gaañu na kon jinne bi lu mu wax yëpp dëgg la parce que insisté naa ko sax mu ne ma su ma ko xamoon dama koy wax kon doyen leer na ok yaayam nag aussi defoo ci moom dara wala yooyu déedéet. kon leer na ci magam yi laa sonal. nijaayam bii nag ak doomu nijaayam. doomu nijaayam ban kii toog nii waaw ku jigéen. doomu am bu jigéen lan nga ko kii comme moom biir bi muy méttee biiru kooku noonu lay méttee. yow sa benn doom biiram day faral di metti nijaay bi nee na c'est comme maar nijaayam bi tamit defoo ko dara déedéet. kan la ci ku mu maaseel ñoom ñaar ñëpp seen biir day métti. ku mu maaseel nijaay bi wax na kooku tamit moom mii sax biiram day métti. kooku yaay mettiloo biir bi waaw. sa doom boobu biiram day metti waaw déjà bu ñu ko maasam moom xamu ci dara man maa xëy jàpp. ñoo bokk benn weer déjà bu ma laajul woon nijaayam bi du xam doomam boobu luy mettil biir bi moom tamit biiram day métti muy jooy. bopp bi di métti. waaw moom mii. yow nga ne yow luu nga ne yow jaan nga waaw. ñaata at nga am man. 1590 ans. 590 ans. waaw. lan laa fi wax sànq yaa mag yaayu xale bi yaa mag papam yaa mag maamam 1590 ans waaw. kii léegi mu am 2000 ans de wala junni at 1500 ak juróomi téeméeri at léegi lu tax nga dugg ci xale bu ndaw ak at bi nga am âge bi nga yor yow xale bi dafa muus. dafa muus waaw. moo tax nga dugg ko waaw. léegi yow xale bi soo ko duggee nga koy yóbbu ci ay góor ñu koy tëdde yow lan la xale bi da ngay ànd ak moom wala da nga koy buux góor ñi rek après yow ban bénéfice nga ci am wala ban njëriñ moom damaa neex. damaa neex. parce que su ma ko sant day bañ. moo tax nga koy yóbbu ci ay góor. waaw maanaam nan nga koy yóbbee ci ay góor. su ma ko santee dara mu bañ. waaw. waaw mu boole ko ay góor. nan nga koy booleeg ay góor. ñëw naa dañ koy doxaan bu bañee ma forcé ko bu mu nangu. bu mu nangu. waaw après bu nangoo. après ma def leen tëddoo moom. man damay laajte nag de ba mu leer nañ parce que loolu moo tax ñoom ñu ñëw fi ndax li ñu may seetaan di dégg may jël sama temps di laaj ci jinne bi comme ni ko nijaayam waxee kooku jóge France ma jël sama temps di ko laaj perte temps di ko laaj ba mu leer kon defe naa ne man li ma war a laaj yëpp laaj naa ko leer na n'est-ce pas yéen am ngeen question Moustapha wala am ngeen lu ngeen war a dolliwaat laajaat wala amatoo leen question léegi waaw Moustapha ma ne ko macha allah defe naa ni liñ fi jot a wax waaye li ci gën a am solo mooy yow sëriñ bi li nga jot a expliquer. ak li nga jot a consultation bi. déjà ñoom li ñu joxe. pour ñu consulter leen déjà mat na ndax wax nañ yëpp. leeral nañ lépp. macha allah léegi yow rek yaa ko topp. waaw. xale bi dafa bëggoon def concours gendarmerie. waaw. est-ce que bu defoon concours bi te fekk yaa ngi ak moom est-ce que dina réussir. bu defoon. waaw. may bàyyi bu ñu waajee pare. waaw. ma sànni ko ci air bi mu tas. nga sànni ko. ci air bi mu daanu tas mu dee. si kon nag leer na léegi ngoone macha allah ji amoo leen question c'est bon waaw kon nag mbokk julliti mbokk taalibe yi yeneen seetaan yaayam a ngi toog nijaayam a ngi toog
jullit ñëpp ñoo ngi toog jinne bi mooy wax Daawda la tudd topp na kii 1590 ans. lan moo tax nga dugal kee ak biir bu metti lu tax nga waral biir bu metti ci moom. moom kii nii da bëgg daa bëgg doom ji. waaw moo tax. léegi moo tax kii biiram bu méttee dama koy def biiru kooku métti. moom biir di métti. waaw baar nijaayam aussi jéemoo ko def dara. kon leer na mbokk yi kon macha allah yéen a ngi ci télé bu mag boobu noonu télé consultation en direct TMS TV vraiment leer na jinne bi wax na lu bari sax ñi jàng nañ ci lu bari yeewu nañ ci lu bari sax macha allah léegi nag bu ko defee ñun xam nañ lépp léegi kon ñu fexe préparer. waxtaan ak famille am nan lañ koy dimbalee pour li nekk ci xale bi ñu génnee ko fi mu des ci man fii xale bu jigéen bi daal di dellu ci mbokkam macha allah léegi nag ci yéen lay des parce que faj bi moom dafa am nu muy demee loolu dañ ciy waxtaan suñu juboowee ñu filmer ko léegi ma génnee jinne bi ngeen xool quelque temps xale bi mu bu fi ñëwaatee ngeen gis changement ci moom waaw macha allah waaw kon defe naa leer na. waaw macha allah léegi waxtaan na ak nijaayam vraiment waxtaan nañ pour wàllu faj bi 2 millions nag laa ko waxoon mais macha allah wàññil naa ko ba 1 million 500 moom nag 200 000 la ma wax la am ma ne ko nag loolu à l'année la pok la waaye léegi du ñu fajee fi ay 200 000 léegi nag mu ne dina dellu mu def lijjanti mu dem lijjanti pour nu mu mun a ñëwaatee ma ne ko amul benn problème waxtaan nañ ba tënku ci loolu. su ko defee moom moo ngi demaat parce que parfois nit ñëw fi aussi du yor moyen mais dellu dem lijjanti xaalis ñëw defe naa fekk na leen fekkati leen fi nit ñëw fii am même cas bi ma wax ak moom ba ñu juboo mu ne ma léegi may ma dem ma may ko mu dem mais day dem lijjanti bu amee rek mu ñëw ñu faj defe naa am na fi amati fi moom tamit loolu la ñu tombé d'accord su ko defee nag ñu ñaanal leen jàmm rek suñu delloo yàlla yombalal leen bu ñu ñëwee incha allah ñu fekk ma fi ma dimbali leen génnee jinne bi parce que loo gis rek dafa am suivi daal waaw macha allah xam nga mbirum jinne yombul ndax kii boo génnee jinneem bi tey fii lay des ak man day lekk day naan xam ngeen kër gi dépense bi nu mu bëree fii nu mu seeree fii du nit yi rek ñooy lekk de jinne yi sax dañuy lekk pour mu leer dépense bi day bëri maanaam da ngay dépense su jinne yi dépense su nit ñi léegi nag kon ñoo ngi leen di kon yeewi leen ndànk ñu dem ak jinne bi nag actuellement génnul dañ ko def consultation wax ak moom mu wax lépp ñu xam léegi nag nijaayam nee na moo ngi dem jël ay responsabilité am pour fexe nan lay lijjantee pour ñëwaat léegi nag ñu ne ko kon yàlla na yàlla yombal lépp su ko defee loolu tamit day baax pour ñuy seetaan ñu xam ak ñuy dégg yëpp ñu xam macha allah mbirum jinne moo xaw a doy waar mënoo ku ñëw rek nga faj ko noonu rek parce que frais yi dafa bari dund bi dafa metti xam ngeen ne jinne day dund calculer lu am ñetti téeméeri at ak ñaata 1590 ans kooku 1590 ans boo ko génnewee fii nga téye ko sa kër gi day dund waaw du dund nag si sa yaram du dund si sa yàpp day dund ci lekk yi waaw kon nag macha allah su ko defee naka la daawda gis nga ko mun nga jóg ànd ak ñoom ndànk su ko defee boo leen waree ñëwaat fii ngeen ànd ndànk ñëwaat ñu daal di lay tuubal nga des fi mais pour l'instant mun nga dem ak ñoom bu ko defee ñoom ñu dem lijjanti doyen. Voilà, merci donc téléspectateurs yi ñu doon seetaan voilà en résumé la consultation suivie de révélation alors comme ni ko sëriñ bi amee habitude di ko wax rek liggéey bi métti na pré-consultation métti na consultation métti na waxuma la ak faj waaye nag yàlla mi dara tawul bi leen yàlla omotee ba indi leen fii dégg ngeen sëriñ bi li mu wax gis ngeen tamit li nga xam ne moom moo topp seen jarbaat seen doom li ko topp li mu wax yëpp te defe naa ne yéen wedduwu leen ci dara loolu yëpp confirmé ngeen ko li ci des nag mooy ngeen ñu yeewi leen ngeen dem waxtaan seen biir la nga xam ne nag moom mooy weexal bi soo leen ko lijjantee incha allahu rabbi boo leen di génn fii doo leen jinne du ko topp dara du ko topp soobee yàlla nee na boo leen pare woon tey sax mu def ko joni tout de suite la koy def kon nag defe naa ne li mu wax leer na nañ
kon nag ñu ngi ñaan yàlla yombalal leen ko parce que nag lii muy def nii moom xam na ko ñun ñii dañ koy wax kii kenn amul fayam ni ko Moustapha Fall di waxee parce que kii tey ay milliards tey mën na ko liggéey xale bu jigéen bi ay milliards mën na ko liggéey waaye nag day fekk mu ànd ak sagoom mais bu àndul ak sagoom du mën loolu kon nag defe naa ne sëriñ bi xanaa bàyyi leen ñoom ñu yeewee ko rek ñu gunge leen incha allah rabbi tey ñaan yàlla nag d'ici peu de temps ñu daal di ñëwaat indi seen jarbaat seen doom sëriñ bi rocc ci la nga xam ne moom moo nekkoon ci moom tuubal ko mu toog fii di ko liggéeyal nga xale bi buy delluwaat ci kër ga moom kenn cundul dara du ko topp nit njaay mooy delluwaat mu delluwaat ci weti ndeyam delluwaat ci weti ay rakkam ak ay magam la nga xam ne nii am ngeen ko njot te ngeen yaakaar ko ci moom yàlla defal leen ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim waaw fii kañ ma ne sëriñ bi kañ daf ci defati xéewal ak yërmande ak dimbal ak jàppale moo tax mu wax leen loolu mais ñun ñiy toog fii vraiment fii dégg nañ fi lu ne gis nañ fi lu ne it waaw loolu rek dafa mat a leeral dëgg la. Alseyni yëngati ko ndànk nee na daaw de nee na buggul dem de waa def ko ndànk rek. waaw mu nga kon nag ñu leen di gërëm. kone Sénégal war naa ñoo gisee te dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita le roi des Djinné aye léegi 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 xoolal xoolal lii ndax jaadu na xoolal lii ndax jaadu na dama jékki-jékki sama bopp métti looy métti sama tànk métti testan yi métti xoolal lii ndax jaadu na danga jaale mu métti nga bugg a wér waaw maa bugg a wér man mii maa bugg a wér teloo danga jaale mu métti nga bugg a wér waaw maa bugg a wér man mii maa bugg a wér teloo kon topp ma waaxul topp ma yóbbu la ci doomu soxna Mariama Kamara Thierno Moule